mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média àggali quartier général bi tey comme ni ñu koy defee guddi gu jot en direct bu leen fàtte ndimbal yi ba léegi dañuy wéy di ko séddale gërëm bu baax Sophie mi nga xam ne ni moo ñuy toggal fa mu ne xëdd bi on la retrouve incha allah demain wala sax ci kanam bu ko defee mu toggalaat ñu leneen gërëm tam partenaires yi ñu àndal yëpp ci ni ñu nangoo ànd ak quartier général ca kanam itam daañu ànd ak Mandak Gakou moo ñu fas yéene bégal ci guddi gi Pape Djibril Fall fekk si ñu itam ci plateau bi tey comme d'habitude ñu fas yéene waxtaane mag ñi professeur Lamane Mbaye ngi fi dinañu dugg nag ci ay ëtt yoo xamee ni ay héros fa fekk baax ñu yàgg di leen dégg waaye baax na itam ñoom it ñi ñëw ci seeni parcours waaye dañ ci profito rek waxaat ni ñu ngi jot ay réaction yu bëri jëm ci reportage bi nga xamee ni Fati def na ko wane ci jigéen joo xamee ni moom mu ngi dund lu xaw a metti mais terewu koo xaddi di jàppale doomam y a d'autres personnes yoo xamee ni ñu ngi koy dund par exemple on a benn femme boo xamante ni am na doom boo xamee ni dafa autiste nee na mu ngi am 3 ans et demi elle mënul sax toog mënul dox mënul wax c'est une situation bu muy dund au quotidien amul benn prise en charge voilà xam naa dinañ ci jéem gëstu ak stigmatisation beeg ni ñu koy joxañee du am possibilité yóbbu ko jardin d'enfants wala crèche loolu itam dafa metti waaye yàlla baax na donc c'est une contribution boo xam ne ni ñoo ngi ko jëlee ci Thioro Mbar Ndiaye du moom rek y a beaucoup de parents yuy dund loolu vivent des situations assez compliquées Pape Cheikh xam nga bu ñu nee enfants aux besoins spéciaux donc dafa am lu muy laaj ak lu muy soxla donc wàllu prise en charge xam nga boo ñëwee fii tey nga yor sa doom mu toll ci dem préscolaire nga dem duñ ko accepté ba noppi yow sa loxo jotul sa ginnaaw te amoo waroo ko mën a bàyyi ci kër ga Pape Cheikh ndax ni moroomam yi amee sañ-sañu dem uti xam-xam noonu la ko amee ak lépp luñ mën a am ci àddina donc soo xoolee ay pays yu bëri Pape Cheikh da ngay gis ne xale yooyu dañ leen di encadrer yóbbu leen ci ay ñu jàng ñu yóbbu leen ci ay centre de formation ba pare nag wañ loxo yenn bërëbu liggéeyukaay yi pour ñu jël leen donc loolu Pape Cheikh dafay indi sociabilisation xam nga noonu lañu ko mën a waxee déet pour xale yi mën a nekk ci ñi nga xam te moom mooy société bi parce que itam xale bi Pape Cheikh boo ko encadré defal ko loolu ñu ne am na ñoo xam ne sax dañuy dem bay def thérapie familiale xale bi dina dem ba accepter dina dootul appréhender ci yenn situation yi parce que dañuy gis xale yoo xam ne parfois dañuy ragal nit gis nga Sobel mi ngi koy wax sànq ne Malick dafa gis ful bi mu topp ful bi donc yooyu thérapie yi nga leen di defal waxtaan yi dalal seen xel yi dina tax ba parfois dinañ mën a ràññee ñoom xale yooyu te loolu aussi ñu ngi koy defee ci centre yi di ko defee ci ay borom xam-xam yoo xam ne aussi seen xel dafa màcc jëm ci loolu mais loolu yëpp aussi Pape Cheikh dafa laaj waxtaan dugal nag njabootu xale yooyu ci biir ñu xam ne ci lañ bokk amaana sax ñu ngi def ay jéego waaye waajur yi ci seen bopp Pape Cheikh dañu gisul seen bopp ci yenn côté yi ndax bu ñu nee la non prise en charge loolu rek problème la nga war ko yóbbu tey da ngay tuddi di xalaat fan laa koy yóbbu su may liggéeyee kan laa koy bàyyeel dafa war a spécial su may demee sama doom la tey jii dama ko war a yóbbu mu jàngi boo foo dem ñu ne la du fi nga ne kan laa ko war a bàyyeel yaa ngi yor sa liggéey yaa ngi yor sa kër yaa ngi yor sa yeneen njaboot donc muy loo xamante ni si Pape Cheikh parents yi koy dund bëri na encore une fois te itam ñu soxla ndimbal lañu voilà yàlla baax na en tout cas yàlla na yàlla sàmm leen ñu fa al maximum pour di leen waxtaanee bu ko defee bu ñu gisee ñu ci mën a jàpp rek ñu jéem cee jàpp bu baax Pape Djibril ñu ngi lay nuyu ziar la jox la sa wàccuwaay comme d'habitude Pape Cheikh maa ngi lay delloo nuyu di la delloo ziar di la jox tamit sa wàccuwaay di nuyu kilifa gi ñu dalal tey mooy professeur Lamane Mbaye di nuyu Oustaz Assane di beral nuyoo aussi sunu jigéen Soxna Fati ak sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi yëpp ak ci bitim réew Pape Cheikh. li may njëkk a dugg ak yow laataa ñu nuyoog professeur Lamane Mbaye sànq bi 20h jotee président waxtaan na ak sénégalais yi. commentaires yi bëri lool ñii far ci ñii faruñ ci ñii ànd ci ñii ànduñ ci am na sax ñu tëkkale li xew ak woy Youssou Ndour ba mu tuddee woon Womat nga def lii ñu ne lële nga def lële ñu ne lii donc affaire yi xaw compliqué dinañ ci commenter tuuti ndax am na ay points yoo xamee ni génn na bokk na ci par exemple couvre-feu bi léegi 21h 5h du matin la ñuy ibbi yenn bërëbu jaamukaayu yàlla yi di ay mbir yoo xamante ni sànq ba tey jur na daanaka polémique bu jéggi dayoo ci dëkk bi
Pape Cheikh situation bu métti la et puis daf ñuy yóbbu ci ñu amaat mesurer waat immensité tâche jiite réew yombul. En temps normal rek yombul. waxuma laa nag en temps de crise. En temps de crise moom lépp dafay mel ni kuy dawal bëccëg ak kuy dawal guddi. booy dawal guddi tout est réduit. waaw li ngay def focus bi ngay def ci booy dawal guddi du bokkul ak booy dawal bëccëg nga xamante ni di nga am marge de manœuvre. Temps de crise la ñu nekk. La situation elle est extrêmement difficile pour ne pas dire intenable. À un moment donné dañu wax ne amoon nañ contrôle à un moment donné ñu ne perdre nañ contrôle bi donc ça devient difficile réew yëpp a ci bokk yem ñun nag nañu sant yàlla Sénégal ba débat bi posé wu nii mu posé woo avec toute l'exigence citoyenne bi nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko ndax am na ci réewu Afrique yoo xamante ni tamit mbir ma xëy na ma ngay dox di def ravage waaye débat bi posé wul ni muy posé woo fii donc encore une fois di wax ne le président dañ ko doon xaar ci ay mesures effectivement ndax jamono bu nekk aussi ki nga xamante ni moom moo jiite saa bu nit ñi demee ba ñu jaaxle rek foog ñu déglu ko mu jël ay dogal yoo xamante ni noonu lañ ko doon xaare maintenant mën nañ ci débattre ci mesures yi waaye li ñu mën a wax daal mooy pour man heure bii ñu toll du nekk pour ou contre heure bii ñu toll mooy fan la nit ñi toll ci niveau d'exigence pour que ñu comprendre que ne effort individuel rek mooy sauver le collectif. Effort individuel ak conscience individuelle moom moo mën a sauver le collectif. maanaam ci ku nekk la des. ci ku nekk la des ci ñun la des. ci ñun la des te lu ñu président waxoon lu dul loolu tamit daf ñuy nax. waaw ndax mënuñu dem confinement total kenn xalaatu ko kon su boobaa corona bi du rey xiif mooy rey nit ñi. te nit ñi sax am na ci ñoo xamante ni dañu inscrire woon totalement en faux maintenant je pense que ne. ay débat yu bari am na ci biir waaye pour man fi mu ne nii fi ñu toll mooy daal nañu fexe ba bañ a am soxla hôpital te loolu li ñu koy may mooy ñu sàmmonteeg li nga xamante ni moom mooy les gestes barrières renforcer vigilance bi renforcer niveau d'exigence bi kenn ku ci nekk aussi jàpp na yow yaa mën a sauver keneen encore une fois effort individuel moom mooy sauver le collectif. Voilà ku nekk rek gën góorgóorlu ndax loolu la réew mi laaj et ay coppite am na ci décision yi nga xamante ni ñoom jëloon nañu ko bi nga xamee ne crise bi tàmbali na fii ci Sénégal ñu bëri itam doon kaas ci néew yi nga xamee ni am nañu leen ca bitim réew waroon leen indi Sénégal léegi c'est possible donc ko sénégalais yi faatoo bitim réew dinañ leen rapatrier waxtu couvre-feu bi 21h 5h du matin heure liggéey yi ci bërëbu liggéeyukaay yi 9h 16h marché yi léegi dina ibbi juróom-benni fan ñu tëj ko benn fan pour nettoyer ko marché hebdomadaire yi itam dina ibbi muy luuma yi ci ay limites yoo xamee ni dañu ko jagleel chaque département ba noppi itam bërëbu jàmmukaayu yàlla yi moo xam mosquée wala église dañu koy ibbiwaat cours yi ci njàng meeg njàngale mi dina tàmbaliwaat 2 juin pour ñi nga xamante ni ñoo nekk classe d'examen muy point fort yi nga xamante ni moom la ñu jëlee ci discours président de la République waaye terewul ba tey affaire bi daal li xale yi wax c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué Pape Cheikh et puis on s'y attendait c'est-à-dire que am na ci loo xamante ni moom bu ñu ko doon xaar. Je pense que gàtt xel rek la. waaye képp ku am benn niveau d'information bi xamoon nga ne. li nii rek la mën a demee ndax gis nga réew yi mu song. ak la ñu am ci waajtaay ak la ñu am ci côté ci aspect yu bari. te gis nga nam leen nërmale daanaka. yow nag yàlla suñu borom sax def na ci tawfeex. ndax yaakaar naa ne doole ji mu def ci yeneen réew yi bu ko defoon fii. su boobaa je pense que ne kon tey ji kenn waxatu ko kenn waxatu ko. kenn waxatu ko je pense que def na ci suñu borom def na ci tawfeex ñu continuer ñaan ko moom yàlla. mu gën ñoo defal sutura. et puis di déglu ñëpp nag xam nga situation yu mel nii bu ñu tollee. nekk ci réew moo xamante ni ñëpp ay way gëm lañu. su boobaa da ngay déglu temporel di déglu spirituel. ñaari tànk yooyu rek nga moom ngay doxee. parce que en réalité il n'y a aucune dichotomie entre temporel et spirituel. ñun rek ak sunu xeetu république yi ni ñu ko tëggee xam naa dinañ ci ñëw ci kanam moom moo tax ñu bëgg a beddi ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee diine ji. waaye je pense que ne foi ngëm baax na ci jamono bu ne. waaye boo tollee ci situation bu métti foofu la ngëm di amee solo. am na ñu bari ñoo xam bañ tollee ci situation ba ngëm amul. jëfandiku noonu leneen. defe nañ neneen loo xamante ni sax précipité nañ. mbir yi. donc ngëm nag ak foi
foofu lay dimbalee te ñooñu aussi ngëm loolu dafa am lu koy renforcer am ñu koy renforcer am ñu amee dono loolu donc il faut que ñu bàyyi leen xel déglu leen ni ñuy dégloo waa comité scientifique nañ leen dégloo ñoom tamit noonu bàyyi leen xel xam ne boo juddoo ñoom ñooy njëkk ci yow waaye boo fiy jógee it ñoom ñooy mujj ci yow et puis ñàkk ngëm moom day indi caalit waaw ñàkk ngëm Baye Cheikh day indi caalit loolu moom amul sax benn sikki sàkk nga may ma nuyu rek professeur di ko dalal macha allah moom suñu seexu makka la ak suñu xarit Pape Djibril Fall di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm Baye Cheikh xam nga diine maa ngi koy wax si suba si wareefu Ramadan dafa mel ni diggante liqaam ak kabbar allahu akbar si àdduna nit bu juddoo dañuy noddu fii li xam fii bu génnee àdduna comme ni ko Pape Djibril waxee yàlla na yeex ñu tëral ko imam kàbbar ñu jullee denc ko kon diggante li xam ak jullee niiw ak kàbbar allahu akbar yaakaar naa dara xaju fi te loolu mooy àdduna muy diggante bi ngay tuddee xale bi ak bi muy màgg bay nekk mag bay génn àdduna te ma wax la benn affaire fii àdduna bi yàggul mais li muy yàggadi yëpp dund doomu aadama moo ko gën a yàggadi mais boo xoolee période bi ak crise bi ak ni mu demee nga xam ne gëddu boroom xam-xam mu ngi soog a feeñ si àdduna ak si jamono ndax tey loo wax ñu ne la laajal médecin yi laajal docteur yi Pape bi wax na ko léegi nañ laaj boroom xam-xam yi ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si li nga xam moo di si wàllu diine te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne jamono ñaar ñi ñoo ko mën a defar ñaar ñi ñoo ko mën a yàq ñu ne ko kan ak kan mu ne al ulama wal umara ñu ne mooy lan mu ne ñi nga xamante ne ñoo ŋànk diine ji ak ñi ŋànk temporel bi nee na ñoo mën a lëkkaloo defar àdduna ñoom ñaar itam ñoo mën a dëngal ba yëpp yàqu tey jii nii ñaari tànk bu la ko yàlla joxee nga bëgg a aj benn bëgg a doxee benn te yore bekki da ngay sonn maanaam yàlla daf ñu defal ñaar ya nga xamante ni benn mënu si dem bàyyi sa morom muy spirituel bi ak temporel bi kon bu ñu ko boolee rek boo demee si alquran suñu borom subhanahu wa taala daf ko wax innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama yàlla nee na borom xam-xam yi dama leen jox daraja ba nga xamante nii dafa kawe kon am na fa nga xamante ni réew bu fa tolloo xalaatu ñëpp rawatina ñi nga xamante ñu ngànk diine dafa jara bàyyi xel ndax dañuy faral di wax ne mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla yàlla waxaat feneen ne yarfa illahu alladina utul ilma minkum darajat yàlla nee na ñi nga xam ne dama leen jox xam-xam dama leen di jox ay wàccuwaay yu kawe kon bu ñu leen xeeb si benn anam rawatina si nga xamante ni fii la ñu toll wax naa ko dinaa ko répété bu si nit mënoon dara du yegg sa fii tàllal borom bi subhanahu wa taala loxo moo fi des sëriñ bi wax na ko du feebar balaa la te balaa dañ koy ñaan waaye itam ànd ak li nga xamante ni moom moo di sabablu ndax olof ne ndimbal na sa fekk loxol borom sayyidatuna Maryam alayhi salaam keroog bi mu muccee yonte yàlla Isa alayhi salaam yàlla daf ko jox ne ko nag il faut nga def effort wa huzzi ilayki bi naxla tusaqit alayki rutaban janiyya xam nga yàlla mii def mu ëmb te amul borom kër def mu mucc ba lépp jaar yoon yàlla nag nekk nag kaay ma wax la soo bëggee nàmpal sa doom rek il faut nga def effort bi mooy yëngalal tàndarma bi nga toog boo ko yëngalee doom yi danañu wadd tooy xep nga jël si lekk si moo tax ñuy wax naan musin bés toujours nay lekk tàndarma wala muy jël lem daf koy aider pour doomam mën a nàmp ba nga xamante ni bu jaar yoon la loolu la boo ko déggee rek mooy sabablu nag faaw ñu koy def ndax fi la ñu toll te ni ko ñëpp waxee l'heure est grave il faut qu'on le dise nañ waxante dëgg fi mu nekk nii ñëpp a jaaxle nañ ñëpp a tiit nañ mais buñ delloo si yàlla te fi ñu koy jaare mooy yàlla ñi ko fi nekkal mooy ay nitam mooy nitu yàlla yi yonent sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne al ulama warathatul anbiya yi nee na boroom xam-xam yi ñoom ñoo yor sama ndono si zahir nag ak si baatin ndax am na ña nga xamante nii boo leen consulter ñu wax ak yàlla wax mais tey jii nii bu fekkee ne da nga leen beddi ak ni mu demee nii boole woo leen si dara waxoo leen nangam dëgg la ay doomu aadama lañ ay sénégalais lañ mais xam na xëy na am na fa nga xamante ni buñ bëggee def sax seen doole du fa yegg ndax toujours boo jiitee moom da ngay fexe ba ñi nga jiite ñëpp ku si nekk lii wàllam si nag bi si cëram si dëkk bi nga jox ko ba mu mat sëkk mu yëg si boppam te am na ñoo xam ne bu ñu bëggee rek yàlla bëgg waaye bu ñu bëggul yàlla du bëgg du baax ko di faju rek tey ñaan donc loolu moo ci ëpp solo professeur Lamane Mbaye ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi tey dinañu waxtaane yeneen i mag yoo xam ne ni ci réew mi la ñu ne ñu war a jàng yu bëri ci ñoom yàgg nañ leen waxtaanee ci ay jotaay waaye fàttaliku moom du mën ñàkk ndax tubaab sax wax na ko répétition dafa pédagogique toog nañu ba tey ci télé ak yow wala ci rajo waxtaanee mag ñooñu moo xam Albouri moo xam Lat Joor moo xam ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni ñoo ngi ci réew mi ci ay mag tey ñu fas yéene leen jagleel ab parenthèse ndax du matale ci wàllu parcours ñu def leen ñoom ñëpp ci benn émission ñu ngi lay nuyu di la ziar professeur. jërëjëf Baye Cheikh ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi yëpp
di ko tàmbalee ci sama seexi màkk yi muy yow Baye Cheikh ak Alaaji Assane ay fàttaliku suñu taxawaayu Arafa man ak moom émission ba ñu fa def Sénégal gépp di ci kontaan di nuyu sama rak Pape Djibril di ku baax waaye di nuyu soxna Faati Dieng moom itam ci taxawaayam ci réew mi ak li nga xam ne moom lay liggéey ci groupe Futurs Médias di ziyaare bu baax sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir borom mi naa ni Baqiyal Xadim di nuyu bu baax xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp waaye di nuyu bu baax ëttub kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara guy mbind sëriñ Modou Aïssa Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla yokk leeram di nuyu it suñu ñaari waajur ca Kébémer ak sama tante ya fa nekk ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy seetaan Baye Cheikh ñu ngi kontaan trop ci émission bi. jërëjëf defe naa période bi période crise la waaye période toog di déglu borom xam-xam yi la. wax nga dëgg oustaz wax na ko sànq xam nga dama déglu barki démb ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation docteur Cheikh Oumar Anne mu ni tey jii li ñuy wax xam-xam le savoir tey daanaka moo jiitu fépp bañ nañ ko ba sax kenn ku ci nekk boo waxee da nga naa lu docteur yi wax kon xam-xam delloo nañ ko place ba nga xam ne fa la nekkoon ca naka jekk foofu la mas a nekk boo demee tey États-Unis Trump ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege tey ce sont les universitaires ñooñu lay laaj ñooñu la nommé ñooñu lay waxal boo demee tey Emmanuel Macron ñi nga xam ne ñoom la nekkal tey mooy les universitaires ay borome xam-xam lañu ñoo xam ne ñoo yoroon programme sida wala ñu yoree programme yu mag yoo xam ne tey jii ñoom la ñuy laaj waaye tey jii itam gàcce ngàllaama président Macky Sall dégg nga ko sànq sargal na ci discours am ñi nga xam ne tey ñoo yor santé ñi nga xam ne ñoo yor xam-xam bi muy universitaires yi waaye ni ñu ko waxee sànq aussi kilifa diine yi ndax ñaari tànk yi Pape Djibril wax moo am yoqamti ko yokk na taxawaay waaye boo toxee dellu fa nga nekkoon kenn ku nekk ni nga mën a doxee rek ngay doxee ca àddina ba mu sosoo ba suñ jonni tey ñaari tànk yooyu ñooy taxaw mooy le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel kenn mënu cee dem bàyyi moromam te ñooñu la président delloo njukkal waxaat nag ni résilience li nga xam ne tey jii bu lépp jeexee mooy jom mooy fulla mooy fayda ni benn peuple munta dem ci ànduloo ak jom ak fulla ak fayda ci fii nu toll tey nag loolu mënuñ ci mën a génne jom fulla ak ngor mësuñu bàyyi kenn ku ko amul ci tund te mag ñi dañu ko jàngale de la Joora Alburi defe naa tey dinañ ci xuus bu baax jikko moo nar feeñaat à travers ces héros là ci biir waxtaan bi professeur wax nga dëgg Baye Cheikh dañuy wax ni jikko tuddul jikko la tudd xam nga dañuy wax toujours ni fulla ak fayda ak farlu dañoo bokk ndey ak baay fulla mooy nekk ci lu baax boo ko jégee rek ñàkk fulla fayda mooy loo xam ni da nga yemale téeméer ne ci tool boo leen fa fekkee liggéey boo leen fa fekkul liggéey ñu ne da nga am fayda farlu mooy loo xam ne fu waxtu woo jotee nga def ko ci kenn du la soññ jamono ji ñu toll nag muy jamonoy fulla jamonoy fayda waaye jamonoy jom ak jamonoy yar ndax lépp nag mi ngi tàmbalee waat ci nit ndax kenn ku ne xam na ne tey jii wopp ji nga xam ne moo fi tàbbi mbas mii nga xam ne moo fi tàbbi tey kenn ku ci nekk da nga ko war a tàmbalee ci sa bopp li ñuy wax les gestes barrières ci sa bopp la jëkk a tàmbalee bala ngay génn nag di ko génn ca biti kon yaakaar naa ni bu nu àndandoo xool jikko yi nga xam ne ñoo fi nekkoon xool yi nga xam ne yu baax la yoo xam ne moo fi nekkoon ci mag ñi ñu jël ko boole koog li nu am yaakaar naa ni Baye Cheikh kenn du nu gën taxawaay ci àddina ndax yaakaar naa ne am nañ mag ñoo xam ni bàyyi nañ fi liggéey boo xam ne ba illaa yow mi diin bunte sukkandikoo yaakaar naa ne fu nu teg suñu tànk mën nañoo dem mag ñeeg li ñuy liggéey ba diine sax bi mu ñëwee daf ko fee fekk tombe ak yi ñuy jàngale ak yi ñu fi bàyyi ci lu baax méngoo ak diine wax nga dëgg wax naa ko ba tàyyi Aja Assane defe naa ni bu ma juumee da nga ma gàgganti wax nañ ni Seydina Omar bi ñu ko waxee ni ko dañoo bëgg nga dugg ci l'islam def ni luy l'islam ñu ne ko doo sàcc mu ni cam loolu gor du ko def ñu ne ko doo fen mu ni cam loolu gor du ko def ñu ne ko doo wax lu dëgg mu ni cam loolu gor du ko def leen rek la waxuloon ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñooñu Baye Cheikh muy ñi nga tudd sànq kenn ku ci nekk sa ngor ga wecc na lu rëy ndax nekk nañ ci jaayiliye bu njëkk waaye tegoon nañ ko ci loo xam ne yaakaar naa ni chada bii bu ñu ko waxoon rek lépp yegg waaye amoon nañu valeur yoo xam ni daawuñu tooñ daawuñu jël yi fi jàmbur ba ku mel ni Serigne Cheikh Gaynde Fatma boo mësaana tudd Birima Fatma Thioub day kontaan ndax ngor ga nekkoon ci moom ndax fula ja nekkoon ci moom moo daan wax at mu nekk bu moom lañ daan wax Birima ca benn baat ba bu wootee ni Kajoor ak Bawal ñu ni Faal mu ne la ma waxoon daaw loolu yaakaar naa ni mooy kaddu mooy ngor mooy fulla mooy am jom mooy taxaw ci taxawaay boo xam ni yaakaar naa ni li ñuy wax naan
personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. parce que kenn ku ci nekk sa bopp da laa war a gënal lépp. na solo lu ngor mayewul diine mayewu ko. te diine moom bi mu ñëwee j'insiste encore dafay fekk ngor. da ko fee fekk Gaynde Fatma dañ daan wax naan buñ ne diw jaay na ngorom mu ne ndax amoon na ko. ndax ngor Baye Cheikh si nit la goo xam ne dafay nekk ci nit. goo xam ne kenn du ko jaay. kenn du ko maye kenn du ko jëggaan. day nekk ci doomu aadama ba nga xam ne yaakaar naa ni. buy dem fi la koy bàyyi waaye bu ñëwee fekkaat ko fi loolu mooy ngor. mu ngoog donc jikko la ñu gën fas yéene waxtaanee à travers jàngale mag ñi. mag yooyu nag dinañ leen détailler kenn par kenn ci jotaay bu exceptionnel bi jotaay bi nañ ko boole itam ci inédit yi mënul ñàkk itam bokk na ci cant yi ñu leen di jagleel tey ñu fas yéene ci ànd ak Mandak Gakou. Mandak ñu ngi lay nuyu di la ziar gërëm la yow it ci ni nga ñëwee àndandoog ñun ci guddi gi foofee nga nekkee laay bàyyi rek nga am loo ñu mosal laata ñuy tàmbali waxtaan week professeur Lamane Mbaye fàttaliwaat en même temps téléspectateurs yi ne ku dugg rek ñu jox la itam ci ndimbal yi nga xam ne nii ñoo ngi koy séddale yii ay enveloppe yu def ñaar fukki junni la yi ci des ay ndimbal yoo xam ne ni dund la bokk na ci ceeb bokk na ci diwlin bokk na ci tàndarma bokk na ci masque dañuy mayee ba mayee ay visières yoo xam ne ni mën na laa protéger xam nga masque bi boo ko takkee teg ci sa visière di nga am protection et on est obligé de nous protéger pour ñu mën vivre ak crise bi ak feebar bi di Covid 19 nga xam ni daa uute lool ak yeneen feebar yi ndax dafa ñëw ak ay feelingam ñëw ak ay mbiram yoo xamante ni même ñi liggéey kër docteur ils arrivent pas à comprendre feebar bi lan la exactement ci bëri ay zone d'ombre donc ñun à travers ndimbal yi bu weesoo xaalis beeg dund gi ñuy joxe dañ ciy teg ay accessoires yoo xam ni mën na baax pour protéger yii nag ñoo ngi ko jëlee fondation Youssou Ndour bokk na ci yi ñuy mayee te bu ñu leen ko mayee du jar ngeen di ñëw ba ci télé bi fa ngeen di toog ngeen toog ñu jox ko rapidos mu ñëw jox leen ko donc 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi ku ci dugg rek dinañu la baaxee jox la ndimbal loo xam ne ni mën na laa accompagner daanaka weer ci période bi lee nga xam ne ni période solidarité la donc ñu ngi rafetlu teewaayu Mandak Gakou moom la ñuy bàyyi mu am lu mu ñu bëggalee ñu doog xuus ci ndimbal yeeg waxtaan wi ak professeur Lamane Mbaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما ووسيلتنا إليك محمدك الجميل مت النبي المنتخى ساد إلى بيت إلهنا سواه بلا مت النبي المنتخى ساد إلى بيت إلهنا سواه بلا هبنا بالله سورا سعد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه مسلما بدت لنا علاه وعبد البر يفوق تسنيا وفاق جمل ولا دايا مخنيا درجة المختار بالمرسلين باختلاف درجات رسل كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلتي والمتبع أحمدنا المايل ما منسى ولسوانا ساخ من غساو لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جماله يسبي فؤاد راي ونجا يني الابتراء مدلنا إيمان والإسلام وأحسن الإنسان لم يلام يسر خطيا في كل سنة وخيره من خدمة المستسلام لم يخفى كون المتن والإب إلى رودتي والبيت سادا وإلى الله خلي أبدا ولا
وختابي من رئيس الأرمي لقاتم الأروم إن الأرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد يلا أمul ndey yàlla amul baay لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيتني ما لا يكون لعاد يا بيتنا ليس له كفوا أحد أبلي بحقي قل ولا أحد عباد فرد خير محن المنتعد أبلي بيقي قل ولا أحد عباد فرد خير محن المنتعد أبلي بيقي قل ولا أحد عباد فرد خير محن المنتعد يالله بالمصطفى سنديد يالله وبخليلك إبراهيم يالله وبكلمك موسى سال خضر وبسعيب وإسماعيل يالله وبسليمان نوح يونس يسعي وسكريا ياود يالله هارون يوسف ياسين ودمدا هدى وسيل كفلي إيسالوت يالله ويوسف وبئس حق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ترى والملائكة ترى والأولياء جبريل ثم بميكائيل الله وصاحب النبي إسرافيل خابد والملائكة إسرافيل يا الله وبصحابتي ثم الأولياء إيمان والعاملين من الأخبار يا الله وبصديقي وبالفاروق ثم بسي نورين ثم بشتين يا الله بمالك سلمسايا سافي يا عبي علي بدل أحمد محمود يا الله بلوء والقلم محفوظ ثم بعر سكنسيم وبكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جابي أروخ يا الله بلغ صلاتي وتسليم عليه والأصوات يا الله وجنا ولنا ربيا فية وابلنا خص في دارين يا الله وافتح لنا كل با بالكنتفا تيو لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهجرس دين وقفنا سلالا وترد لنا جنة وسيطان يلاو وكملا كل ما ننو ونصدو وابلنا كل ما نختار يلاو ورد لنا كل سي سعب وسي أرمن وياسرا كل سي تسير يلاو تولنا عمرنا سعيلنا بدنا وابلنا رسوا توفيق يلاو ودمرا كل أحدهم تضرب بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مالكة ونجنا من بلاء يا الدهر يا الله وعافة أهة محوسة محني سلسلة سدة والفقر يا الله هيانة خلة مصيلة خلب وفاقة عتسي والجوع يا الله ولا رما والبرق ما سرق والكد يلاو حار وبرد ونحب كربة نقم ضلالة حرج والهم يلاو وعمد والقطايا دالة سلل والمس والقذف ثم القذف يلاو وغلة المغجنون خلة مرل ثم الجسامين ونقصان يلاو ومن خبية دنيا ثم آخرة ومن فدوي ما يلاو يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل عسي مستعب القاري الله إني سألتك قلبا خاسيا متعدئا ولي من كثيرا في الله وتوبة قبلت محمنة رفعت مسوجة صلعت بدين الله
وكن معيسا لنا من سر سياسة ما صرف من وسر أين يا الله وسر سري وسر خلق إنسيمو ما جنئم وسواد سمي الله إني جعلتك في دارني عاسقة استنغسي ننفكل ملجأ يا الله فلا تكيني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني أي سمع عدوك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكريك معا إن الممات مع الإيمان يا الله سبب يقيني يمي قلبي بلا وجل أتى أقيب أهلك الحق يا الله ولجل الموت راحات ومفرعة من كل سر وكرب دق يا الله وقص لي الجسم أي سرور فارقني في القبر لا دنيا الهدهر يا الله فسرت إن تسمى يا الله لا تنما نما إن ما قد يرعوني بنك في القلماء أخساء يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر مهائبنا والتف بنا وبها في الأولياء الله أن أتجاوز يا نار أمن فما لنا سواك تلبر يا الله في برزق ما قبر كلها وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبرها بما ليس بقادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله وأسرى ما من ماء كوثر من اقترت من جميع خلق يا الله من كان يرسد ساقين ويغلق ساق كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسك الأخيار قيدنا لجنة قل يوم العصر يا الله عليه سلي وسلم دائما عبدا ومن قفوا اليوم بدين يا الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين barke Xaadimu Rasuul Cheikh Mountakha Bassirou yal na fi yàgg lool temps bu wér allahumma amin sëñ Cheikh Jëm Fall Cheikh Modou Lamine Gueye sëñ Cheikh Bintou yal nañ fi yàgg lool tam wér di siyaar bu baax a baax sëñ Pape Cheikh sama xol sedd na jërëjëf Gàkku di siyaare Serigne Moustapha Jaxate borom tawféex di Serigne Ibrahima Cissé mi ngi jàkkaaroog ñun xam naa ni Serigne Assane Fall jàmbaare maam Cheikh Ibrahima Fall ji di sab soppe bëgg la lool Pape Cheikh lii ma sol moo ma ko jox ni ma maa lay jox mbub mi ngay sol ngir Cheikh Ibrahima Fall sopp la lool jërëjëf ñoo ngi koy siyaar baax siyaare soxna Roqee Dramé sunu yaay soxna Biti Maajoor noo ngi koy siyaar baax di ñaan tu borom defal ko tawféex amiin Gàkku Pape Cheikh nag sunu xol sedd na ñun ñoo gën a bëgg ndax yow li ma gën a neex ci seen jotaay bi da ngaa yemale ñëpp da ngaa yemale ñëpp murit Tijaan Xaadir Laayeen ñëpp nga yemale jërëjëf waaye nag da ngaa bëgg loolu Sëñ Fallu moom la am yu ñaan ci barkeb Cheikh Amadou Khadim ku fi teew rek suñu borom defal la tawféex allahumma dañ doon nuyoo rek ba ca kanam allahumma amin mu ngoog pare gu ñoo ak yow loolu ubbite rek la woon man ak Gàkku ñu bég lool ci ni nga ñëwee fas yéene ñoo accompagner ci guddi gi ci télévision Futur Média Mamadou Ndiaye fàttaliwaat mbokk yi rek ni mën nañoo suivre bu weesoo télé bi Zapek jàpp àndandoog ñun ci télévision Futur Média ñu ngi ànd ak yéen itam ci Twitter Instagram Facebook ba ci YouTube bi et en direct lay doon. en direct Pape Cheikh day fas yéene jàng lañ ci boole sax internet ci déjà commencé nañ seen réaction ak waxtaan bu am solo bi ñu fas yéene def ak professeur Lamane Mbaye à chaque bi QG TFM 2020 la mën ngeen ñu suivre comme ni nga ko waxee ci YouTube bi Facebook Twitter ak Instagram ak surtout seen réaction nañ ko gis en temps réel ñu partagé ko surtout waxtaan yi niñ ko dalee def depuis ba QG commencé ba léegi ñu jàng wala gën a yeesal suñu xam-xam lu am solo la ak borom xam-xam yi nga xam ni ñoom lañ fiy invité ñu ñëw ñu mën a partagé seen xam-xam lu nekk lu am solo en tout cas réaction yi mën ngeen ñoo suivre ci www.igfm.sn wala ci Facebook Twitter ak Instagram Facebook da ngay def Facebook/TFM
Twitter da ngay def hashtag QGTFM 2020 ngeen mën a am réaction yi ci en temps réel questions yi ñu partagé ko ak professeur Lamane Mbaye Pape Cheikh. mu ngoog ñu tàmbali waxtaan bi kon ak professeur Lamane Mbaye tout en vous rappelant que à tout moment mën ngeen dugg ñu jox leen seen i ndimbal Pape Djibril fii Sénégal fànn woo dugg rek am nañ fa ay góor yàlla ay héros boo duggee ci diine ji bu ñu waxtaanee Sidi Hadj Malick wala Cheikhul Khadim sa yaram daw waaye boo duggee itam ci façon jiite réew wala jiite pays wala jiite tund am nañ ci itam ay nit yoo xam ne ni par exemple ñooñu njëkk a jàngal démocratie loolee daanaka moo nar a couleur guddi gi tey ak professeur Lamane Mbaye. dëgg la Pape Cheikh li muy wane rek mooy li ñuy wax ne kuy wàlliyan da ngaa tëggul te ñun suffisamment li ñu soxla yëpp am nañ ko léegi nag nan la ñuy def ba renouer le fil ak valeur fondatrice yooyu nga xamante ni ay pères fondateurs rek ñoom ñoo ko incarné woon loolu je pense que moo nar a lay waxtaan bi di gërëm bu baax sëriñ bi doon yëkkati xasaayit bi di sant yàlla bu baax ci sindiidi bi mu fi jàng macha allah ndax sindiidi it xasida bu am solo la te ci njëlbeenuk soobu sëriñ bi ci la ko taalif mu nekk xasida bu am solo xam naa Oustaz Assane mën na ci dellu siwaat boo xamante ni daf ci dëxalante yu am solo ak ki nga xamante ni moom mooy boroomam ñaan ci ñaan yu am solo ñu ñaan sunu borom ñaan yooyu mu def ko ci réew mi nangul ñu ko daal di koy barkeel waaye entre 20 ans la ñu wax ak 30 ans ci la taalif bu rafet boobu waaye ngir wane rek ne ndaw ñi ngir wane ne nit bu naree amal njëriñ réewam ci ndawam rek ci nga koy xam jubluwaayam waaye bu ñu ko tuddee moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tudd ñi nga xamante ni yëpp ñoom la jamonoonteel ak ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu noonu la ñuy tuddee tamit koo xamante ni ci 10 mai dans la nuit du 10 au 11 mai ci 1973 mu nekkoon xale bu am solo Omar Blondin Diop moom it nekkoon un grand sénégalais un grand africain ñu wax ne ñàkk na bakkanam fële professeur dina ci dellu siwaat ca Gorée ci ay conditions yoo xamante ni ba tey xamuñu ko ñuy koy rendre hommage bu baax ndax taxawaayam moo amoon solo résistance bi mu doon def moo amoon solo mu nekk koo xamante nii nag ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñi ak ñoom Seydi Hadji Malick ak ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall moom héritier la woon ci ñooñu héritage boobu la woon ci ñooñu damay wax souvent ne bu dekki woon tey xam naa ne France dégage lay bokk bu ñoom Guy Marius Sagna ndax c'était la même posture donc loolu tam professeur dina ci dellu siwaat nan la ñu def ba les combats d'hier sont les combats d'aujourd'hui donc loolu dinañ ci dellu siwaat professeur xam naa ne foofu la ñuy tàmbalee bala ñuy tijji waxtaan bi comme ni ko Pape Cheikh waxee muy lépp loo xamante ni tey jii ñoo ngi koy jéggaani wala jéggaani nañ ko amoon nañ ko ba pare loolu num ñu dalee waaye Omar Blondin Diop laa bëggoon ñu dellu siwaat ci ngir xale yi xam ne tey jii di 10 ak 11 mai am na ñeneen ñu ñuy célébrer waaye ndekete am na ku ñu gën a jege nan la ñuy def ba célébrer ñeneen fàtte ki ñu gën a jege loolu nan la ñu dalee. jërëjëf Pape Djibril tudd nga koo xam ni yaakaar naa ni ci taarixu histoire Sénégal bokk na ci ñi nga xam ni ay ndaw lañ yoo xam ni dañoo teel a sotti dëgg la tubaab bi dafay nekkoon muy jamonoy colonisation moom bu bokk ci li ñuy wax les post 68ards muy ñi nga xam ni 1968 dañ doon bind ci miir yi il est interdit d'interdire muy mouvement boo xam ne mi ngi bàyyi ko États-Unis bàyyi ko ci benn livre bu ñu doon wax l'homme unidimensionnel ak Herbert Marcuse waaye ñëw France ñëw Allemagne ba nga xam ne Europe jël na ko waaye ñëw Sénégal ba nga xam ne ñoom Blondin ñi ak ñeneen ñu nekkoon ak moom bokk nañ ci ñi nga xam ne taxawoon nañu di bañ googu ñu leen doon bañ ci leen leen boomee ci leen jëlee yóbbu leen def leen loo xam ne tey jii ba suñu jonni tey xale yi dañ koy jël comme exemple étudiants yi dañ koy jël comme exemple képp koo xam ne tey résistant nga dañ koy jël comme exemple mooy li nga wax sànq ci bañkat yooyu nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal tey jii Bécaye Blondin Diop di frère am nekk tey ca Bamako nekk architecte mi ngi seetaan nga xam ni ñoom aussi ak docteur Diallo Diop mi nga xam ni mooy porte-parole famille bi tout le temps mooy wax Omar Blondin nekkoon koo xam ni joué na rôle boo xam ni en tout cas ci Sénégal kenn dootu ko fàtte waaye dañuy wax ni suuf mën naa lekk suux waaye fii lay bàyyi jëf moom defe naa ni jëf na jëf joo xam ne ba suñu jonn tey dañ koy wax ndax ni ñuy fàttali ko Lat Dior di fàttali ko Albouri wala ñuy fàttali ko beneen figure religieuse noonu la ñuy fàttali ko Omar Blondin Diop ci lim rëy lim def ba tey jii ca Gorée gañ ko yóbbu léegi question bi ñuy njëkkee Pape Cheikh mooy nu ñu def ba ñooñu ñu réere leen parce que en réalité il s'agit de ça tey jii boo demee ci yeneen réew yi ñi ñu am non seulement dafa am consensus bu am ci ñoom waaye dafa am bés yoo xamante ni bu dellusee ñëpp dañu mémoire collective bi yëpp
dañ leen di ndamoo dañ leen di ndamoo di leen dimbalikoo tamit ci seen quotidien nga xamante ni ñoom seen conscience la ñuy nekk boo xamante ni saa bu ñu nekkee surtout ci situation te tey yi am na phrase boo xam président junj na ko ci discours am dafay renvoyer ci patrimoine immatériel boobu waaye nan lañ koy jëfandikoo. dëgg la Pape xam nga dañuy wax ni Sénégal boo ko doon xool dafa am benn instant boo xam ni bu fekkee ni tubéy la geeño gi dafa dagg léegi nag pour defaraat ko ci nga gis sax ñu def histoire générale du Sénégal may nuyu bu baax le professeur Iba Der Thiam ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndal yëpp mbaax Pape Cheikh Anta dafay wax ci nation nègre et culture dans la préface mu ni l'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible devant les agressions culturelles de toutes sortes devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique ci gàttal mooy patrimoine immatériel boobu nga wax ñi nga xam ni ñoo samp cosaan li bu fekkee ni bëgg nañu réew mi delluwaat fa mu nekkoon il faut que ñuy fàttali ko ñu mel noonu ndax dañuy wax ni kenn mënut a def tey retour au 19e siècle kenn mënut a tam tey retour au 16e siècle mais mën nañu wax recours au passé retour au passé mënatuñ ko wax mais mën nañoo recourir aux valeurs loolu nga laaj sànq loolu nag ni ñu koy defee mooy dellu siwaat ci ñi nga xam ne tey mooy la tradition orale mooy ñi nga xam ne tey ñooy les dépositaires transmetteurs ñu dem ci ñoom ndax réew mi ñu nekk dafa am loo xam ne nekkul ci bibliothèque yi waaye mi ngi ci dënn yi ñooñu dañuy dem ci ñoom bu ko defee ñu def li tubaab di wax passage au crible bu ñu jëlee kenn ku nekk li nga wax ñu sottat xalaat bi bu ñu ko xoolee yaakaar naa ne Pape Djibril danañ mën a dem fu sori foo xam ni lépp loo xam ne mag ñi bàyyi woon nañ ko danañ ko mën a jëfandikoo. parce que daf ci am yoo xamante ni ñu ko dundoon ñu ngi fi ba tey te binduñ ci ba tey. jërëjëf Pape xam nga loolu bokk na nag ci suñu feebar mooy bind xam nga ñun dañu bokk ci li professeur Mamoussé Diagne ji wax les civilisations de l'oralité maanaam ñun dañoo civilisation wax lañu boo xoolee am na lu ñuy wax ay géwël am na lu ñuy wax ay waxkat am na lu ñuy wax ñoo xam ne ñoo yor cosaan ak aada ñooñu nag yeex nañoo bind boo xoolee Afrique ñi doon bind mooy boo demee Sierra Leone wala nga dem Libéria waaye ñi ci gënoon a avancé Cameroun lañ nekkoon mooy li ñuy wax l'écriture Bamoun ku ñuy wax Ibrahima Njoya moo jëkk a traduire la Bible en Bamoun moom la ñuy wax l'écriture Bamoun waaye ñun suñu sociétés yi ay sociétés wax lañu looloo tax ñu ni tradition orale bi il faut ñu recueillir textes yi nga xam ni def nañ ko comme ni ñu ko UNESCO waxee woon en 2003 bu ñu ko defee loolu ba pare nag doo koo dajale nag bind ko transcrire ko traduire ko pour que loolu mën a fexe ba raw li nga xam ne moom la Pape Cheikh doon wax sànq ndax lu ñu bindul rek dañu koy daal di ñàkk ci lépp loo bindul day naaw. mais professeur est-ce que loolu dina yomb. Fati dina yomb parce que ñun ñii ci la ñuy def suñuy thèse de doctorat boo demee tey université Cheikh Anta Diop am na ñoo xam ne def nañ ko ci pulaar am na ñoo xam ne def nañ ko ci séeréer am na ñoo xam ne def nañ ko ci joola kenn ku ci nekk dellu nga ci cosaan li nga xam ne fa nga nekkoon nga jël ay cassette enregistré ay mag ñëw toog transcrire ko traduire ko analyser ko def ko ay livres yoo xam ne dinañ ko mën a sottantal ba askan yu mën koo jariñoo. léegi histoire tamit discipline scientifique la maanaam loo xamante ni aussi ça bu ñu dafa laaj benn rigueur scientifique benn travail scientifique boo xamante ni xëy na dina am confrontation waaye bu ñu ko génnee nit ñi dinañ ci maanaam comité scientifique dinañ ci mën a d'accord ndax ni ko ñeneen ñi di defee yeneen réew yi nga xamante ni possibilité bi ñu am génne seen mag ñi teg ko càmbar ko xool sax yenn saa yi fi ñu échoué xool fi ñu réussir xool lu taxoon ñu échoué ak lan moo taxoon ñu réussir lan moo tax ñun loolu tamit ñu am faiblesse boobu ba tey ci jàngat bi ñuy jàngat suñu histoire u réew. loolu Pape yaakaar naa ni ñi ngi koy def ci réew mi parce que commission boobu ma la doon wax sànq lépp da cee nekk am na ay sociologue am na ay anthropologue am na ay linguiste am na ay oraliste am na ay géographe donc pàcc yu bëree bëri yoo xam ni dañ leen a dajale kenn ku ci nekk indi li nga xam ni moom la ñu yaakaar ni boo ko indee yëf yi dana mën a dem ci kanam. ma jox la benn exemple ci histoire u Cameroun dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Achille Mbembe. Achille Mbembe nekkoon na fii ci Codesria léegi bu ma juumul mi ngi nekk Cape Town fële ci Afrique du Sud. moom li ko gën a lancé bi ñu bindi histoire u Cameroun mi ngi mel ni nga jël histoire u Sénégal bind ko ba noppi fàtte ci ku mel ni Lat Dior. wala nga fàtte ku mel ni Albouri wala nga fàtte ku mel ni El Hadj Omar Foutiyou moom bi ñu defee téere boobu ba noppi dafa bind benn article tudde ko écrire l'histoire à partir d'une faille livre boobu moo ko lancé te loolu Pape li ngay wax sànq rek mooy fexe ba nga xam ni kenn ku ci nekk ci wet gi nga mane ak wet gi nga féete nga mën a indi sa xalaat ñu bañ a xeeb kenn mu nekk une dimension inclusive kenn ku ci nekk ñu jël li nga xalaat buñ ko sottee yaakaar naa ni mun na am lu jur.
léegi li tax ñu doon poser question yooyu Pape Cheikh bëgg koo laytaaye jotaay bi ndax dañ fee nar a waxtaanee ay figures emblématiques ñoo xamante ni dañu marqué suñu histoire réew te léegi gisatuñ leen fenn booleetuñ leen aussi ci lu bari defatuñ recours comme ni nga ko waxee léegi aussi ci seen liggéey bokk na ci ñoo xamante ni dañ leen di tànn nii tey waaye mënoon nañ ñoo fanaanee tànn ñoo xamante ni ay góor comme ay jigéen yoo xamante ni marqué nañ suñu histoire réew boo jëlee tey ji quelqu'un comme Lat Dior Ngoné Latyr Diop boo ko jëlee tey bu weesoo liñ la ciy jàngal ci école wax la ne 1886 la tëdd deqale fii la gane àdduna fii la lii la def ak nangam dafay laconique ba nga xamante ni du ñu renseigner dëgg-dëgg ci nit ki mu doon loolu nu mu amee Lamane beneen question subsidiaire bi mooy est-ce que mën nga ñoo wax tey ji kan mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop ci baat yu gàtt. jërëjëf Pape Djibril xam nga man damay naw toujours ni ngay poser xam-xam parce que wax dafa am nu ñu koy laytaaye xam nga damay jël ku mel ni professeur Massamba Gueye wala ku mel ni professeur Pape Cheikh professeur Babacar Mbaye Ndaak ñun dañu bokk ci sénégalais yi nga xam ne dañu am ñaari légitimité benn bi mooy la légitimité ADN dañoo nekk ay géwël donn ko muy suñu deret beneen bi ci des mooy la légitimité académique mooy dañoo dem ci tubaab bi jàng ko boo ma laajee Lat Dior dama ciy sawar trop ndax man sama maam dafa bokkoon ci ñi nga xam ni dañoo nekkoon ak Lat Dior kere ba muy gàddaay di dem Jaxara Manding dans le Sine sama maam la àndal sama maam bi mu tëggee fukki kilomètre ak nangam bi ko Lat Dior déggee dañu nañ ko gàttandu galañ boobu borom dëkkul ci réew mi ki ngay laaj Ngoné Latyr ko jur Absa Mbonoon Aysata Issa Dieye Fatim Penda Damel Teñ Latu Kaabe ki ngay laaj Saaxewar Soxna Mbaye ko jur Madoun Saaxewar Fatma kuli ko du goy ndew wégéej ba mëngoonam xol sa mbañ ba mbañ gànna leel fay gànna kunu jàndagaat njaan bardaagu geddoo geet njaajaan njaay abu dardeel loolu nag Pape dama ciy kontaan trop ndax day li nga xam ne moom laa namp waaye boo xoolee nag sur le plan scientifique Lat Dior ñaari dimension moo tax ñu gën koo jàpp benn bi mooy ndaw la loo xam ni ma la ko doon waxee sànq ci coulisses yi ni la ñun xaaruñu Corneille bi muy bind naan aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années ñun xaaruñu ko ndax Amari Ngoone Sobel bi muy xeexal baayam Danki amul fukki at ak juróom-ñaar Ngoné Latyr da Ngangarang bi muy xeexal baayam amul fukki at ak juróom-ñaar waaye Lat Dior it bi muy def ak njàmbaar fukki at ak juróom-ñaar la am dem fukki at ak juróom-ñeent njàmbaar googu moo tax 1863 mu dàq Pinet-Laprade ca ngol-ngol rey 144 spahis musta am looloo tax le 12 janvier 1800 ku doon Pinet-Laprade Pinet-Laprade gouverneur tubaab la woon boo xam ne dafay nekkaloon France waaye bi nga xamee nekkal na fi France dafa daje ak Lat Dior daje beeg Lat Dior aussi moo doon imposer li nga xam ne moo doon raay bi li nga xam ne moo doon la monoculture arachidière li nga xam ne moo doon tubaab bi noot nit ku ñuul ba faaw Lat Dior bañ ñu daje 1863 décembre 1803 Lat Dior dàq bi mu ko dàqee gouverneur daal di bind ni nag ni ñu Lat Dior toroxale ni mu wàññee grade France il faut que ñu utiliser le canon ñu ngi ko jëkk a utiliser 12 janvier 1844 fu ñuy wax Loro boo demee tey département de Kébémer boo génnee jëm yoonu Touba boo yeggee dëkk bu ñuy wax Loro tey jii fa góor gi Aale Seck dëkk am na fu ñuy wax Ndiiñ tool ba mu nekkoon tey jii fa ñu sampoon kano ba nëga ni benn ñax du fa sax ca la ñu reyee lu bari ci Kajoor rey boobu ñu rey ci Kajoor aussi boo ma ko mayee Pape ci la Lat Dior gàddaaye Demba War ni ko dañuy génn ndax li kan moo doon Demba War Sall moo doon Farakaba Demba War mooy le principal lieutenant de Lat Dior moo ko wax ni ko dañuy gàddaay mu ne ko fun jëm mu ne ko nañ dem ci almaami Maba Jaxu ndax moo fi xeexal l'islam bi mu demit Debba Sukko mi nga xam ne moo Ngoné Latyr ñoo bokk ndey ak baay Debba Sukko moo jur Samba yaay Debba Sukko mi jur Jéeri Joor Ndeel bi nga xamee ni ñëw nañ bay tolloog Siin la ko Demba War ni ko nañ jàdd nuyoog buur Siin ko mën defen famaak Lat Dior rëyuloon dafa tuuti bi ko buur Siin xoolee dañu ko yow yaay Lat Dior mu ne ko yow ni ko da ngaa luubu waaye doo buur day gudd ci rëy mu ni gees ni ko sans fas wi maga neex la tuddoon qu'il est bon d'avoir un grand frère à partir d'aujourd'hui je le nomme Malaw la force di Lawbe ne réside pas dans sa masse mais dans sa capacité à fendre le bois wax ji nga ma wax nag mu ne ko nag tudd naa ko Malaw mu ne ko luy Malaw mu ne ko mooy Lawbe lu mu rëyee na ko mën a gore ci loolu nag la ñu waxantee ñoom ñaar nag ñu daal di jàppante nag Lat Dior daal di gàddaay nag loolu nag day daal di doon diggante boo xam ni diggante bu sori la ndax Lat Dior day dugg si nag ci almaami Maba Jaxu almaami Maba Jaxu tëdd ba guddi gis ci wilaayaam ni Lat Dior a ngi dugg si mu yónni taalibe bu naa Baran Cissé ni ko boo dajeeg Lat Dior na tuub dugg bu tuubul yéen ñaar ngeen xeex ba ko gàññee ñu wax si ma ko Baran Cissé mi ngi jëkk yam ci Ibra Fatim Sarr ni ko naam Jóob mu ne ko duma Jóob
mu ne ko ana Lat Joor mu ne ko mi ngi ci gannaaw mu dajeeg bu naa mu joor ni ko naam Jóob mu ne ko duma Jóob mu ne ko ana Lat Joor mu ne ko mi ngi ci gannaaw di ko def ba egg ci Demba War ni ko naam Jóob mu ne ko duma Jóob mu ne ko santoo mu ne ko sàll luy say tànk mu ne ko almay Maba Jaxu moo ma yónni nee na Lat Joor na tuub dugg bu tuubul nun ñaar ñu xeex mu ne ko gis nga fas wala jébb ñeenti tànk dóobu di ko wat ba naan ko Pape Cheikh loolu dañ koy leeral jébb ci tànk yi lay doon lii lañ gis fas woo xam ni ñeent tànk yëpp day am lu weex wala ñaari tànk yi am lu weex ñu ni dafa jébb bu ko naanee fii ci kanam bu ko wàccee ba fii dañ naan dafa jébb bu ko wàccee ñu ne da koo naan ba ci gimiñ ci mu ne ko nag du ma tuub Lat Joor dajak mu ni ko du ma tuub ci dina dugg Baraan Siise ni ko almaay Maba Jaxu moo ma jàngal alxuraan moo ma tafsiral ñu waxante ñoom ñaar Demba War ni ko Lat Joor yaa ngi mel dootoo ceddo li sa xol bi du fi jóg sa karaw gi day saqaat mu sëgg ñu tudd ko silmaxa Jóob mu ni silmaxa naa ci li ma nekkoon lépp ci la duggee nag ci Maba Jaxu waaw léegi bala ngay egg foofu ci Maba Jaxu xam nga tubaab bi muy ñëw moom dafa ñëw ne dafay indi dafa amee une mission civilisatrice et évangélisatrice dafa indi ne amu leen civilisation waaye sax dinaa leen indaaleen suma diine ndax daf fi fekkuloon modèle d'organisation sociale boo xamante ni doon na permettre nit ñi dëkk réew mi nekk ci jàmm am seen forme d'organisation am seen démocratie am nañuy seen forme ci ni ñuy doxale ba tax moom mu ñëw ne dafa leen di indi loolu ndax désert la fi fekk wala ndax daf fi amoon lu fi nekk ñooñu bi ñuy résister lan lañ bëggoon mu mucc tubaab bi muy ñëw fekk na réew mi organisé fekk na kàddu palukaay am fekk na boo demee Siin wala nga dem Saalum fenn fu ci nekk fi ñu doon fale fekk na mu am fekk nañu modèle d'organisation yoo xam ni fekk nañu Linguère am fekk nañu Laman am fekk nañu Farakaba am fekk nañu Bummi am rôle yooyu yëpp kenn ku ci nekk doon ko doon am ci pays bi. Bummi mooy lan destitué. c'est le frère. c'est le frère du roi. fekk nañu ay lawax nekk fi les lawax mooy les postulants au trône. fekk nañ kenn ku ci nekk am cër boo xam ne dañ la koy jox. soxna Fatou Dieng wax na ko sànq ni démocratie. fekk nañ ko fi parce que booba damay wax ni lépp fépp ñëpp lépp di lépp li fi ëpp. fépp mooy fi ëpp. ñëpp mooy ñi ëpp ñu ni lépp fépp ñëpp loolu mooy démocratie. parce que ay assemblée législative dafay amoon. donc tubaab bi mu ñëwee dafa porox ndoll bu mu jaar la am. booba bëgg a indi ni dafay évangéliser. bëgg a indi doole indi impérialisme waaye booba suñu société yi organisé nañ bu baax a baax. waaye booba dafa bëgg a jaay doole. bëgguñu koo jaay loolu rek moo ko indi waaye booba organisation. dafa ñëw ak yëfam. dafa ñëw ak yëfam. indi pakotiyam. mais professeur Lamane Mbaye bëgg nañ ñu taxawaat foofu aussi ci lu jëm ci wàllum Lat Dior. gisoon nañu ay jamono ñu daan def ay représentation ku ci mel ni Pape Faye ñuy indiwaat histoire. indiwaatal ñu Kajoor indil ñu Bawal. mais yooyu Alioune Badara Bèye mais dafa mel ne yooyu professeur Lamane Mbaye gisatuñ ko daanaka ci nouvelle génération te ku ne nag xam na ne jamono dafay dox. génération bii mujjee lan moo tax tey ñu mel ne ñu tolloog ñoom jamono ñëwuñu def représentation yooyu ba pare aussi programme bi professeur Lamane Mbaye tey bu ma la dégloo li nga ñu jox ci ay explication loolu amaana duñ ko am ci daara yi li ñuy am peut-être li ko Pape Djibril waxee Lat Dior mu nga tëdd deqale Lat Dior xeexam digganteem ak Pinet Laprade waaye dafa am yeneen yoo xamante ne si da cee laxasu te itam dafa jot askan wi gën a xam bu baax a baax dëgg-dëgg kan mooy Lat Dior. jërëjëf Faty loolu dama ciy kontaan trop parce que benn professeur bu mag bu ñuy wax professeur Joseph Kizerbo dafa wax ni s'asseoir sur la natte des autres c'est s'asseoir par terre. laltug jàmbur basang bu jàmbur boo ci toogee day mel ni da ngaa toog fi suuf. loolu wax nga dëgg Alioune Badara Bèye xam nga bind na ci Lat Dior. Amadou Cissé Dia bind na les derniers jours de Lat Dior. waaye Thierno Ba bind na le Lat Dior ou le chemin de l'honneur wax nga dëgg. loolu dafa bokkoon ci ay fresques historiques ay pièces d'histoire yoo xam ni. dañu ko daan jàngale. boo ko masaan a seetaan saw yaram dana daw. boo ko masaan a seetaan dana def ci yow jom. boo ko masaan a seetaan dana def ci yow ngor. ñu di ko théâtre ci école yi di ko teg ci télévision yi. donc loolu yaakaar naa ni yow defaat nga beneen tey ji appel. boo xam ni. muy les programmes d'éducation yi nga xam ne ñu ngi koy jàngal suñu gone yi tey jii parce que damay wax ni bu fekkee ni dañu ni la diw nu mu tudd nga ni nangam ñun la diw nu mu tudd nga ni nangam ñun la yow noo tudd xamoo ko bu boobaa yaakaar naa ne am na lu bari loo xam ni yàqu na wax nga dëgg programme yi tey war nañ ko gën a indi suñu cahier yi nga xam ne tey xale yi war nañ ko yor war nañoo jël cahier yi di ci dugal ay figure historique ku mel ne Lat Dior tey ji gannaaw cahier bi war nañ ko cee def wax li nga xam ne sànq moom laa wax jël Albouri def ko ci jël Aline Sitoé Diatta def ko ci loolu mooy histoire
tey jii suñ agenda yi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp rafet na tey jii agenda bu fin d'année jotee ñu jël première page yi au lieu ngay jël histoire beneen réew di ko ci dugal nga jël si histoire u dëkk rafet na tey jii conférence yi ñuy def rafet na tey plateau de télévision yi ñuy jël ay pièces histoire wala yooyu yëpp rafet na yaakaar naa ni rafet na pour ñu indi ko ni nga ko waxee sànq man dama ciy kontaan trop te ñun pare nañ pour gunge ñooñu su fekkee ne woo nañ ñu mën a leen cee jàppale léegi dafa am beneen question bu Fati bu nekk ci laaju Fati bi mooy finalement kan mooy héros national ak nan lañ koy natte lan mooy critères yi pour ñu d'accord ci ne kii mooy héros national xam nga héros national yaakaar naa ni loolu dafa toll woon jenn jamono joo xam ne président Senghor moo jëloon Lat Dior def ko héros national ci gannaaw nag problème yu bari am na ci kenn ku nekk xëccu na ci waaye man ci sama xam-xam ak li ma gis dama gis ni sénégalais bu nekk rek Lat Dior nga ndax li Lat Dior doon bëgg moom ngay bëgg li Lat Dior doon bañ moom ngay bañ te yaakaar naa ni def na ci réew mi loo xam ni boo ko xoolee ci histoire ba muy dem déqale boo xoolee Mamadou Diouf professeur Mamadou Diouf day wax Lat Dior baru d'honneur la def ndax xamoon na ne bu demee déqale day dee waaye bi nga xam ne gisee naag Xaadimal Moustapha ca Mbàkke Kajoor mu ne ko defal ni Ibra Fall ma jox la lu toll noonu da ko wax ni ko Mbàkke nee nañ ma yow a yow ba mënatuma dëpp booba ngoro ko yóbbu ndax dañuy wax ni ngor dafay ñambaas lu baree bari mais ni nga ko waxee sànq Pape Djibril dëgg la héros national Senghor moo ko def Lat Dior waaye booba sous région bi kenn amu ko fi Mali defu ko Guinée defu ko Gambie defu ko Sénégal moo ko def waaye benn modèle lañ doon jël boo xam ni modèle boo xam ni kenn ku nekk dana ci retrouvé wu ndax Sénégal dañoo régler les questions ethniques depuis la fin du Ghana Ouagadougou boo demee dans la vallée du fleuve Sénégal pendant le Tekruur dafa am lu ñuy wax la vallée du Niamandourou boo demee tey jii historiens yu mag yëpp dañ ko wax ku mel ni Vincent Montey wax na ko ku mel ni professeur Boubacar Bari wax na ko ku mel ni professeur Cheikh Anta Diop wax na ko ni vallée boobu boo demee tey jii li nga xam ni mooy séeréer mooy joola mooy wolof ñoom ñëpp dañu fa dëkkoon bi ñu fa dëkkee nag ci la cousinage à plaisanterie amee ci la amee tey jii muy kal ni nga ko waxee Pape ba tey jii Sénégal réglé nañu question yooyu yàgg na ba noo bokk ndey ñoo bokk baay problème yu baree bari bu amee boo nee Jóob kii ni Sàmb kii ni Njaay wala nga ni kii séeréer la kii joolaa la ñoom ñëpp dañuy bokkaat ndey dañuy bokk bàyyi loolu yaakaar naa ni problème yoo xam ni réglé woon nañ ko bu yàgg Pape dafa am ci nettali ngeen baal ma Pape Djibril fu professeur Lamane Mbaye tolloon suma superviseur de programme Pape Doudou mu ngi moo koy fàttali léegi mu ngi tolloon fu neex ci nettali ci bi nga xamee ni Lat Dior àgg na ci Maba Jaxu Ba waaw bi mu eggee ci almaayu Maba Imaam Assane xam na ne booba jihaad daanaka deret da ciy tuuru ba mu ñëwee da koo dalal waaye bi mu ko dalalee day daal di ñëw daal ni almaayu Maba dama laa bëgg a may àllarba ndax boo nekkee surga ci kër da ngay dem defi àllarba waaye boo nekkee taalibeet da ngay def àllarba mu ne ko àllarba ji lu mu doon mu ne ko maa ngi génn ñëw bi nga xamee ne defal na ko loolu nag lay daal di dugg nag ci dëkk yi nga xam ni tuubuñu woon dëkk yooyu yëpp nag mu leen di tuubal ci la rey nag buur Ngonga rey buur Gasaan rey buur Maka Yob rey buur Mbayeen dugg ñaani nag ba mu duggee ñaani nag jël ñaar bi mu jëlee ñaar ñooñu nag kenn ki jël na ko ci ba am ci tey jii koo xam ne tey jii ci mbàkke yi ñun ñëpp dañuy sukk ci kanamam di ñaan te loolu lépp ma nga jógee ci exil boobu nga xam ni moom la defoon ci Maba Jaxu ki ci des mooy Selbe moom lañ jox Abdoulaye Oulimata Xuma mi bokk ak Maba Jaxu ndey ak baay mu taawlo moom jigéen ju naa Marème Ba lañ jox ku ñu wax Alaaji Abdu Kan ca Kawlax moom ci soxna Astu Kan ak soxna Marème Kan ak soxna Xadi Kan soxna Astu Kan lañ jox Xalifa Babacar Si moom ci Serigne Cheikh ak i rakkam yépp soxna Marème Kan lañ jox Taala Lo ci Sébikotane moom ci Moustapha Lo kon histoire du Sénégal boo ko xoolee ñëpp dañoo bokk ndey ñëpp dañoo bokk baay waaye li ci ceddo gi boo demee ci sëriñ ji fekk ko ci waaye boo ñëw ci sëriñ ji fekk ko ci ceddo ga muy bañ muy jom muy fulla muy fayda Pape Djibril léegi beneen question bi mooy wax nga ko léegi junj nga ko Lat Dior dem na ngoram tax na mu jóg dem lu koy yëkkati woon wax nga ko léegi muy bañ boo ko doon mandargaal lu mu mën a jur ak ngor googu lan la mën a jur enjeu bi laa bëgg a wax ñàkk gi lan lay xañe ak lan la lay jox waaye surtout nga wax ñu faatu gi mu faatu moom ban njëriñ la am ban conséquence la am après xam nga boo xoolee Cheikh Aliou Ndaw bi mu bind l'exil d'Albouri dafa wax ni mon but est de créer des mythes qui galvanisent et qui portent en avant boo xoolee histoire bi ñu bari nañu koy nettalee dafa am lu ñuy wax épopée Pape Djibril épopée mooy woy jaloore dafa am ñoo xam dañuy rafetal dañuy bàkk boo gisee Lat Dior bañ gi mu doon bañ dafa wax ni moom
bu fekkee ni dee na dee googu na doon dee goo xam ni day am dee gu am njariñ na doon dee goo xam ni bu ëllëgee mu servir d'exemple na doon dee goo xam ni dee boo xam ni honneur ko def ndax dégg nga sànq Thierno Ba ni Lat Dior ou le chemin de l'honneur gis nga bi nga xamee ne tubaab bi jël na bataaxal ñëw fekk ko mu taxaw mu daan ni ko jàbb lettre bi ko Lat Dior jàngaloo da ko xool daal di fëgg dënn bi Linguère toog ci kanam mu ne moi sorti du Kajoor as-tu entendu Meïssa Bigué Ngoné Madior Dior Yacine Makodou Koumba Diarigne tous Damel Teigne sous mes pieds enterrés. Avez-vous entendu Borom Ndar qui commande au Kajoor de sortir du Kajoor? Linguère ni ko ils ont tous entendu Diop et leurs cendres ont frémi. Ils ont tous entendu et ne guettent que ta réponse. Veille à ne point gémir pour ne point trahir. loolu moo doon bañ gi nga xam ni moom lañ doon def. loolu mooy dee gi nga xam ni parce que Pape Djibril dañuy wax ni y a deux formes de mort. y a une mort martyre. mort goo xam ni boo ko dee pour ëllëg lay doon. ak dee goo xam ni xëy na boo ko dee da ngay nul waaye ñoom dee gi ñu dee mooy dee goo xam ni bu ëllëgee sénégalais yi xam ni kat am na ñoo xam ni joxe nañ seen bakkan tuur nañ seen deret te loolu moo tax armée sénégalaise daal ni on tue on ne déshonore pas. ba mu dee lan la jur ba mu faatoo keroog ba mu daanoo organisation ban moo amaat ci ginnaaw bala ñuy dellu ci bala ñuy egg ci koo xamante ni mooy. bi mu nan la est-ce que parce que li ma bëgg nga ñëw foofu mooy royaume yan la woon. royaume yan ñoo fi nekkoon jamono boobu nan la ñu organiser woon géographiquement ak ginnaaw bi it nan la ñu ginnaaw Lat Dior lan moo xew. 1886 la Lat Dior bañ na xeex na waaye bi nga xamee ne daanoon nag tubaab bi def na li mu bëggoon ndax li mu bëggoon mooy jël dëkk bi def ko ni mu ko bëggee indi économie indi politique am indi diineem indi modèle d'organisation ay jikkoom not nit ñi loolu la bëggoon loolu tax góor gi Mamadou ne bu daan wax naan biñ ñàkkee Lat Dior lañ fay lempo dem soldat ndax loolu lépp musta am loolu nag yaakaar naa ni ñàkk Lat Dior ñàkk ñu mel noonu moo tax ñu daanu ci tubaab bi nag daal di jël nag li nga xam ne lépp bëggoon na ko daal di koy installé nag foofu lañ ci yegg réew mi royaume yi nga ñëwaat ci rapidement rek bala ñuy dem ci beneen figure. waaw nga dem. Fati. royaume bi nga bëgg wax man moom beneen figure laa bëggoon ñëw. professeur Lamane Mbaye muy Ndate Yàlla. Ndate Yàlla xam nga boo nee Lat Dior itam wax jëmbat ak Ndate Yàlla. ku ne xam na ne waalo tey ku ko wax faaw nga tudd Ndate Yàlla digganteem ak Faidherbe. bañkat bi ak soxna su am. xam nga jëmbat ak Ndate Fatim Khouré yaay loolu dégg nga ko ba tàyyi. yaa nga waalo. ñooñu dañoo def ci histoire loo xam ni. yaakaar naa ni ba suñ jonni tey dañ koy waxaat li nga xam ni moom lañ ci jëkk a jël nag mooy ndeer gi nga xam ni fekk nañu Brak dem Saint-Louis di faju ji ñu bett nag dëkk ba bañ leen betteet dañoo ñëw fekk jigéen ñi ñu nekk fa góor ñi ne ci tool yi ñoom ñëpp nag ku mel ni Mbarka Dia ku mel ni Ndate Yàlla waaye ku mel ni Sédani ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon daanaka ñoom lañ jël nag bëggoon leen a jàpp ñu dugg ci ay néeg taal seen bopp loolu yaakaar naa ni histoire retenir na ko ci kenn dootu ko fàtteeti waaye xam nga ni tam Sidia Léon moom itam boo nee waalo kenn mënu ko bañ a tudd ndax foofu lay bokk jom ji nga xam ne moom la am ba dem Algérie ba ñibbisi waaye moom itam bi nga xamee ni jóge na Algérie sol yëre yi tubaabam am na foo xam ni sew-sew bu mag am na fa ndax bi mu gestoon ni géwalam bi wooy ma géwalam bi dañu ko dootuma la wooy mu ne ko lu tax mu ne ko xàmmeetuñ la ndax booba français lay wax yëre yi tubaab lay sol ci la jëlee ay yëreem xotti ko daal di solaat yëre yi nga xam ne moom la waalo amoon daal di dellu si waat ci moom kooku yaakaar voilà professeur juste foofu rek li ci bëggoon taxawandi Pape Djibril xam nga tey bu ñuy wax jigéen ak gëdd bi mu ko jox yaakaar naa ni di wax naan droit de la femme place de la femme dans la société loolu boo xoolee fii Sénégal fi lañ ko njëkkee ndax yaa ngi koy wax ku ci mel ni njëmbat ba mu ci jógee jox Ndate Yàlla ku mel ne te Yacine Boubou Aline Sitoé Diatta soxnay ndeer yi mu mel ne tey bu ñu doon lim dafa bari waaye dellu si waat def taxaw seetlu wan rek àddina ne jigéen fii dañ leen a yàgg a jox seen gëdd te itam dañoo yàgg a jiite xam nga Faty loolu dama ciy kontaan trop ndax bis bu nekk ma wax ko kere bi nga xamee ni 1695 ndax Lat Sukaabe Ngoone Jéey du damel teeñ damel la 1695 la nekk teeñ nekk damel 1697 bi nga xamee ni falu na rek wopp da ko dal mu tëdd ci lal feebar Ngoone Latiir mi nga xam ne mooy doomam elle avait à peine 17 ans papaam tëdd les morts du Trarza bett leen bi ñu leen bettee damel mënatu la xare mu tëdd bi mu tëddee Ngoone Latiir doom ji mu génn ñëpp ci néeg bi daal ni bàyyam maag yow dañ ni nuróole bàyyi ma war sa fas wii
bàyyi ma sol sa dàll yii sol sa manteau bi ak sa mbaxana mi leen dong lay soppi turu fas wi. mi ngi tuddoon Maga Neex waaye bis nga tey ñoom dañ daan am ay feebar di am ay épidémie di jël ay mesures. mais Pape loolu dafa naa parenthèse la boo xam ni. mën nañ cee ñëw bara ñëw dellusiwaat ci Lat Sukaabe. xam nga ni déjà 1616 amoon na fièvre jaune bu mag boo xam ne amoon na ci Sénégal waaye xamoon nga ni aussi choléra ñëw na ci vallée du fleuve Sénégal boo xam ni professeur Pam def na ci liggéey bu mag a mag a mag en 1868 1869 li mu rey ci ay nit kenn xam ne nu mu toll waaye 1914 aussi la peste gis nga liggéey bi nga xam ni moom la fi def kon feebar yàgg naa am waaye yàgg nañ ko endiguer aussi boo delsoo ci Lat Sukaabe Ngoone Dieye bi mu tëddee mënut a jóg Ngoone Latyr doom ji moo jóg ni ko bàyyi sèche tes larmes nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde laisse-moi enfourcher ton cheval laisse-moi porter ton manteau ton bonnet et tes chaussures la seule chose que je vais changer aujourd'hui c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maga Neex qu'il est bon d'avoir un grand frère à partir d'aujourd'hui je nomme le cheval Ndéyel Néeg secret de chambre ñi ci biti bu ñu ko xamee ñi ci biir ko nettali ci yaakaar naa doo ko wax moo sol daali baayam sol waxanam baayam bi mu génnee comme mook baayam ñoo tolloo tubaab bi gagné na professeur comme mook baayam ñoo tolloo nag bi mu génnee tradition orale bi tradition orale bi laa bëgg ñëpp dégg mbind bi lay joxe ñu ko bindee ci français loolu nga ñu koy nettalee ci guddi gi bi mu génnee comme mook baayam ñoo tolloo bi mu génnee dañ ne Damel Teeñ wér na mu jiite xare bi c'est elle qui a conduit la grande bataille de Ngangarang de 1695 Ngoone Latyr la ko def comme ku mu doon xeexal buur Trarza la doon xeexal jigéen la dafa sol yërey góor war fas jiitu ñëpp topp ci gannaawam ndax mook bàyyee ma tolloo ñu ne Damel Teeñ wér na mu jiite la ci nuru bàyyam ci ndigalu bàyyi bi muy célébrer victoire bi nag ñëpp commencé ñu naan gagné nañu ci la dëndi nag mbaxana mi létt yi génn mu ni góor baax na jigéen baax kon Fatou li mu wax sànq yaakaar naa njàmbaaru jigéen dafa feeñ waaye Yacine Bouboot njàmbaaru jigéen feeñaat na fa ndax moom itam Maajoor Fatim Goleñ wut na pouvoir fu nekk Amari Ngoone Sobel Massamba Tako ma xura jëkkuli Birame Banga xura jëkkuli Daaw Demba xura jëkkuli Damel Maajoor moomu nag moo wut pouvoir fu mu demee ba di ko jël rek am lu ko yàq Saalum la mujjee benn sëriñ jox ko saafara ni ko boo ko booleeg dereti garmi dans les 48 heures tu vas rey ku mu ko wax ci jabar yi rek nga ni ko bëgg naa la lool waaye njariñ la fekk bi mu ko waxee Yacine Boubou dañu ko mbaa waxoo ko kenn bu kenn mënee dem man mi may dem ndax ñoo bokk jenn deret waaye leen rek moo metti Birame Yacine Boubou sama doom ji may nampal su ma leeree ni bu ma fi jógee mu nekk ci loxo yu wóor mën na maa dem la xalam a été inventé au 17e siècle au 17e siècle moom lañ naan Birame Yacine Boubou bu yàppul ma ngay naan muy mbanga moom la ñuy xalam noonu Birame Yacine Boubou wax nañ ni dañoo bëggoon a gàjj ci ween wi rek ndax li ma walla wax sànq ni la épopée bokkul ak histoire am na ñu wax ni Yacine Boubou kenn reyu ko mais dañu bëgg a safal dañu bëgg a rëyal benn sëriñ bu ñu wax sëriñ Ngen Sëy sëriñ Yaxase yi dëkk Ngen Sëy moom lañ wax ni moo joxe ordre ñu gàjj ci ween wi deret jooju lañ maase benn téere am ñu ni dañ koo sacrifier waaye li ci am rek mooy épopée bi ni mu ko waxee ak Ibrahima Sall ni mu ko bindee ci crépuscule invraisemblable Yacine Boubou bis bi ñu ko waree sacrifier Maajoor da ko fàtte moo sangu ba set sol yëre yu weex tàll jël ween wi jox doomam mu won ko gannaaw mu fëgg bunt bi ni ko Maajoor réveille-toi il est l'heure loolooy njàmbaaru Sénégal ak jigéen voilà dinañu ñëwaat comme ni ko Pape Djibril waxee ci yeneen i figure waaye li ma ci metti mooy ci ku ñu dem rek du doy c'est-à-dire Lat Joor kenn du ci doyal dinañu ñëw ci Faal geeg Jóob gi solo ay si tak kontoog Samba ak Fatma ak Mboxore Njaag Joor daañu ñëw ci lingeer yi man xam naa ne su ma ci duggee sax dinaa soppi jotaay bi en xawaare mais tey dañu bëgg a méngale temps yi démb ak tey yi ñu war jàng ci wàllu organisation doxalinu réew dinañ ñëw itam ci point bu am solo te loolee xam naa Oustaz Assane waaj na ko pour waxtaan ci ak professeur Lamane Mbaye ci buur yi ak wàlliw yi ni ñu meloon tey kër wàlliw boo dem di nga fa fekk surtout buur wala doomi buur waaye wàlliw boobu boo taggit di nga ko tagg ba ci buur exactement loolu nañ ko détaillé ci diggante diine ak li fi buur yi def ak professeur Lamane Mbaye mi nga xam ne ni kenn dootul naa table xam-xamam ci histoire bu Sénégal réew mi nag dafa bëri ay nit yoo xam ne ni xëj na dinañu costume karwaatu waaye boo seetee ba ci biir seen passion mooy histoire du Sénégal passion yooyu nag dañ cee ràññee koo xam ne ni moo jiite Soleil di sunu kilifa di sunu mag di sunu xarit Yaxam Mbaye mu ngi ci téléphone bi ñu ngi lay ziar kontaan lool ci participation bi tey ci quartier général di la ndokkeel monsieur le directeur allo allo allo
voilà donc je pense que mu ngi ci ligne bi mais certainement c'est un problème ak réseau bi Yaxam Mbaye directeur général bu Soleil bëggoon a intervenir par rapport ak guddi gi tey ñu nas jagleel ko mag ñi waaye ci beneen fànn te ñu koy développer rek ci tënk ak héros yu bëri yoo xam ne ni bëgg nañu leen waxtaane moo xam yu góor yeeg yu jigéen ñi am na ñu faati jot lim waaye daañ ci tànn ku mel ni Aline Sitoé Diatta ca kanam ñu waxtaane ko ba tey ñoo ngi biir Kajoor ci Lat Joor ak taxawaayam Lat Joor ak yenn ci ay rencontre am Lat Joor ak yenn ci ay mbiram ci histoire loolee la ñuy waxtaane directeur général bu Soleil di sunu mag di sunu xarit di Yaxam Mbaye bu fekkee noppi na ñu jokkoo ak moom Yaxam ñu ngi lay nuyu kontaan lool ci participation bi tey ci guddi gi ci télévision Futur Média di la ziar bu baax allo voilà donc ñu ngi jéggalu ci ñàkk déggante bi mais mu ngi quand même ci ligne bi donc ñu àggali balaa ñu dem ci beneen figure kon ñu des Kajoor nag dafa neex man ci réew bëggoon ñëw mooy ci Fall géeg Jóob gi ndax bëri na polémique waaw xam nga Fall la war a sant Jóob la war a sant ci ndeyam la ko jëlee ci góor la ko war a jëlee ci jigéen la ko war a jëlee mu wóor la ni histoire am na sax ñu ne bi muy faatu nekkatul Damel. voilà boobu Samba Laobé wuutu na ko. y a eu beaucoup de polémique et ba léegi polémique baa ngi desandi. nga xam nga loolu bi mu daanoo ba noppi la am. waaye Lat Joor il est resté Damel xam nga nag booba tubaab bi ñëw na jaxase yi bari na li professeur Mamadou Diouf di wax les forces centrifuges ndax booba le transfert de la capitale bi Lat Joor yóbbu kër Amadou Yàlla. indi na problème ndax am na ñu ko bëggoon a transférer à Mboul garder ko ci l'ancienne capitale yooyu yëpp bokkoon na ci ay problème ba pare booba xeex bi yàgg na mag ñi xeex nañu boo xam ne am na ñoo xam ne doyal nañ ci xeex yi parce que booba tam am na ci ñoo xam ne daanaka lekkatuñu booba tam feebar yi bari na ci àll bi jur gi lekkatuñu yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ni dem na ba nga xam ni daanaka boo xoolee déqalee pratiquement nit ñi sonnoon nañ ci xere yi sonnoon nañ ci xeex yi ni ko sama Pape Sangone Sall di wax ma ci nuyu bu baax Samba Fall Thiébo moom itam ni mu ko waxee ni Sénégal boo ko dee xool dafa mel ni geño gi dafa dagg moo tax dañ ko war a takkaat ca takkaat googu yaakaar naa ni ci loolu lañ nekk ci la historiens yi nekk ci la traditionnaliste yi nekk mais Pape Lat Joor ba bi muy faatu Damel la effectivement mais booba nit ñi sonn nañu yaakaar naa ni loolu bokk na ci li nga xam ne aussi bokkoon na ci li nit ñi xawoon a doyal ci xeex bi ba bi muy daanu tey jii dëkk ba nga xam ne daje nañ fa man ak yow muy Ndande Malaw foofu la daanu la tombe de Malaw mi ngi nekk à quelques encablures de la gare de Ndande fu ñuy wax Dakar Lamine li ci wax bari na lool waaye boo demee tey gaaru Ndande di nuyu waa Ndande yëpp ñoom ñëpp ñu ngi seetaan émission bi Ndande googu c'est moom itam à quelques kilomètres de Ndiongue la Kocc Barma dëkk bàmmeelam fa la nekk waaye xam nga ne la gare de Ndande fa la ñu signé le dernier tronçon Kébémer Ndande googu la nekk xam nga ne Ndande googu fa la Serigne Touba yónni ñaari seex loolu bariwul ci yoonu murit muy maam Cheikh Issa Dieng borom Ndiène ak Lagan waaye ku ñu wax maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñaari seex yëpp yónni leen Ndande aussi boo demee ñetti kilomètres yaa ngi ak Andoulaye nekk dëkk boo xam ni moom itam dajale na maam Serigne Touba maam Seydi Hadji Malick ak maam Mbacke Tandian ak maam Alaaji Dramé loolu yaakaar naa ne ci taarix mu nekk zone boo xam ne lu rëy am na fa foofu la Malaw daanu boo demee bàmmeelam foofu la nekk Pape Djibril Kaloom Ndande la nekk muy teen boo xam ni seeti nga ko daaw fekkante nañ fa kër vieux Maysa Mbay Sall moom góor gi Makodou Sall moom Bunaama Joor moom Demba Waar kooku aussi nekk li histoire Kajoor ni ko Pape Cheikh waxee Kajoor dafa riche Kajoor la fa nekk yaakaar naa ne bu ñu ko doon nett li ba ëllëg dara duñu xaj ndax boo demee tey ji boo tuddee Lat Joor foog nga tudd Demba Waar waa këram gaa nga fa waa kër Maam Makoddo nga fa waa kër Massamba Kange nga fa loolu nekk loo xam ni histoire la boo xam ne yaakaar naa ni histoire bu riche macha allah defe naa yaxam mu ngi ci ligne bi bu fekkee jàppandi na ñu jokkoo ak moom allo Pape allo Pape allo alors ñu ngi koy dégg normalement ci antenne bi mais ñun dégguñ ko fii pour mën waxtaan ak moom ndax nit moom boo bëggee sa réew rek à la coulière da ngay bëgg cosaan voilà d'où importance su participation am tey ci quartier général bi malheureusement techniquement peut-être on n'arrive pas à dégg ko ci studio bi ñu nekkee allo Pape voilà enfin directeur ñu ngi lay nuyu di la ziar
maa ngi lay fay. kontaan nañu lool ci participation bi. maa la gën a kontaan maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Djibril di nuyu professeur Lamane. ak ñëpp ñu nekk ci plateau bi. jërëjëf. waaw wax bi nag daf ma intéressé trop. bi may laata intervenir sax dama wax ak sama mbokk ministre Abdou Ndéndé Sall. donc professeur Lamane wax yi mu wax daal daf ma yëngal trop ma ne woon naa intervenir et puis profiter waale ci. comme que moom macha allah borom xam-xam la laaj ko ay mbir. yu ma mën tënk ci ñaari poñ mais balaay boobu rek pour professeur Lamane xam naa mi ngi may dégg. ma ne ko li sabab lu ma intervenir parce que man Farakaba yaa xam mbay mooy sama maam moom lañ ma tuddee. Farakaba mooy càmmiñu Joor Mbay Ndende. dëgg la te soo demee ci côté Abdou Ndende Joor Mbay Ndende moo jur Dembawaar. dëgg la. Dembawaar jur jëwriñ may sa mbay sall. dëgg la jëwriñ may sa mbay sall jur ma Samba Sall. ma Samba Sall jur may sa mbay sall jur Abdou Ndende Sall. dëgg la. man sama côté maa ngi meññee ci Farakaba Ndende Mbay. mu jur Samba Naar Mbay Samba Naar jur ci mbay Samba Naar Mbay kooku jur Dërgën Mbay Dërgën jur Galo Mbay Galo Mbay mooy sama baay. direct. donc samay mbokk la ñuy wax. dëgg la. mais ma ni woon daal naa laaj Lamane professeur Lamane ñaari ponk yoo xam ne ba récemment maa ngi ci doon gëstu. mu xaw ma jaaxal. parce que sama nijaay Sangone Sall maa ngi doon wax ak moom il y a 2 semaines. benn équation bu ma am est-ce que Lat Joor déqale la tëdd. parce que dama yaakaar ni même féewalee bi am diggante Dembawaar sama maam ak Lat Joor sama maam. réeroo amoon na mais defe naa am na benn pacte bu ñu ma ni Dembawaar amoon na ko tubaab bi. su Lat Joor tëddee. néew bi mu jël ko parce que tubaab yi temps yooyu dañuy amoon ay pratiques yoo xam ni li ñuy def ni suñ la daanee. jërëjëf. toroxal la dagg sa bopp wala dagg say loxo exposé ko. donc dama am jort que ni sàmbaw bi Lat Joor daanu déqale. Dembawaar da ko këf. te sàq la Lat Joor war tëdd parce que sàq fa la Dembawaar tëdd ak Joor Mbay Ndende sama maam. dama ragal ni Dembawaar dafa këf néew bi suul ko sàq. déqale la tëddee mais sàq la Lat Joor war tëdd. mais awma ci nag mënuma ko affirmer. mais ci d'après gëstu yi ma am tuuti samay maam ak sama maam dama def nag Lat Joor tëddul déqale mais sàq la ko Dembawaar nëbb. parce que bëgguloon tubaab bi profané dépouille bi. beneen question bi moo koy laaj mooy gëstu naa ci mais awma ci toujours lu ma leer mooy bataayu Gille. xare Gille. parce que xare Gille mi ngi opposé d'un côté Lat Joor mi ngi allié woon boobu gàddaay na tubaab bi sonal nañ ko mu gàddaay dem ci Alburi. bon te Alburi Lat Joor ak Samba Lawbe benn deret la. parce que Lat Joor su ma juumul professeur mën na ma lijjanti defe naa nijaayu Alburi Samba Lawbe la. te su ma juumul peut-être moom ak Alburi ay cousin lañ donc temps boobu féewale yi am na ba nga xam ni ci xeex boobu Lat Joor boobu Alburi mi ngi ko nëbb mi ngi ko dalal. Samba Lawbe songu leen donc xeex boobu ay xeexu mbokk lañu mais Dembawaar loxoom génnu ci. parce que dañu ni quelque part peut-être sax Dembawaar moo sauvé Samba Lawbe ci xeex boobu parce que xeex boobu Alburi ak Lat Joor dóor yi ñu dóor Samba Lawbe ak ñooñam ñi mu àndoon dafa metti donc am na ay gëstu yu ma ci gëstu mais leerul donc su fekkoon mën nañu xamal xeexu Gille boobu nan la demee ak lan moo ko sabab ak xeex bi ni mu déroulé woo ak nu mu mujjee donc ñaari question yooyu daal ci sim gëstu yi may gëstu moom laa bëggoon mu leeral ñu est-ce que effectivement historiquement et réellement Lat Joor déqale dafa daanoo déqale mais suuluñu ko déqale parce que suñu bare suma maam ak yi ma doon wax dañ ma ne déqale la daanoo mais Dembawaar dafa këf néew bi suul ko sàq
te tàq boobu moom fa la Demba Waar tëdd ak Dior Mbaye Ndene mi nga xam ne moo jur mooy suñu maam moo jur Demba Waar moo jur Bunaama moo meññi ñëpp daal parce que defe naa Demba Waar Dior Mbaye yaa xam Farakaba yaa xam Mbaye bi ñu mu tuddee moo doon càmmiñam Dior Mbaye moom meññi Demba Waar meññi jëwriñ Maysa Mbaye Sall meññi Masamba Sall Maysa Mbaye Sall bi jur Abdou Ndende soo demee tuuti ci fànn bi tamit Farakaba Ndende yaa xam moo meññi Samba Naar meññi ci Mbay Samba Naar mu meññi Dërgën kooku meññi Galo mooy suma baay donc loolu laa bëggoon daal professeur Lamane su ci mënoon leeral jërëjëf Pape. voilà merci beaucoup yaa xam ñu ngi lay gërëm bu baax yaa xam Mbaye directeur général bu Soleil doon am yu mu laaj ci ay ñaari point yu am solo. exactement bu ñu amaatee itam keneen ñu jëlaat ko bu ko defee jébbal laaj yi moom nag direct ci bu naa ma Dior Mbaye Ndenda. ci Dior Mbaye Ndenda. te doomi Dior Mbaye Ndenda yi daawuñu daw dañ daan jeex. Pape maa ngi kontaan trop ci dugg boobu nga xam ni moom la directeur général bu Soleil dugg di yaa xam ndax moom turam rek dafay adresse boo xam ni ku ko dégg xam ni kër Demba Coro la dëkk ndax ñooñu mu dëkk tudd ñëpp kër Demba Coro lañu dëkk. Méjiri Omar moo bàyyi ko Fuuta ànd ak Jaal Mbuub ak Jaal Caam ak Arendé Sari ak Bakary Guèye bi ñu ñëw Kajoor jamonoy Kocc Barmal Fall bi ñu ñëwee kenn xamul kenn ku nekk foo bokk bi ñu ñëwee dañoo yónnee ci Kocc Barma ñu ne nañu rey aw nag bu ñu ko reyee kenn ku nekk la nga moom di nga ko jël bi ñu reyee nag wi Méjiri Umar moo jël bopp bi ñu ne kii mooy buur bi Jaal Mbuub jël bopp bi ñu ne kii mooy géwél bi Jaal Caam jël xalam bi ñu ne kii mooy tëgg bi ana Jaal ma ci ayre moom ak Jaal mu neex maa woo kenn ku ci nekk bi ngay jëlee say cër ñu daal di may Méjiri Umar Yësëb Jaañ moo am ci maa Yësëb mooy maami ñoo ñii loolu mu laaj nag di question boo xam ne am na importance trop ndax pratique boobu mu wax ni tubaab bi da ko daan def bu gañee nit ku ñuul ñu ngi ko jëkk a def ci jéeri Joor Ndeel bopp jéeri bi ñu ko daggee samp nañ ko marché Thiès ba indi na woon dafa problème boo xam ne xeex yu bari mën na ca am wax laa ne leen li ma gën a metti mooy bopp jéeri bi ñu yóbbu en Europe ca boo demee ñi ngi ci bind tête d'un rebelle indigène kon yaa xam wax na dëgg. alors que bopp jéeri la. bopp jéeri. mu demel Samba Yaaya Fall. mu demel Samba Yaaya xam nga jéeri dafa xaru baayam Samba Yaaya dafa xaru. loolu mu wax ni teg nañ ci Demba War teg na ko ci fas mënumaa wax ni lu am la mais li ma xam mooy Demba War bi Lat Joor daanoo bëgguloon tubaab bi dagg bopp bi comme ni ñu def jéeri am na ñu wax ni muslaaju Biram Fari Mbay lañu ko denc Sëriñ Muslaaj boo ko denc loolu mooy version bi nga xam ne man dégg naa ko waaye nag. Joseph Kizerbo dafay wax ni un récit de tradition orale est constitué de l'ensemble de ces versions connues ndax loo xam ni kenn bindu ko kenn ku ne da nga naan sama baay nee na moom nee na sàq am na ñu wax ni muslaaju Biram Fari Mbay am na ñu wax ni biñ dencee Lat Joor ba noppi dañoo jël aw sàkket biñ dencee Lat Joor dañoo jël sàkket teg ko ci pour bañ tubaab bi dagg bopp bi en tout cas liñ ci mën a xam mooy pratique boobu moom lañ doon bañ ba lii mu wax xëy na mën naa am loolu je crois que lu am importance la beneen question bi mu laaj yaakaar naa mi ngi ko laaj ci. am na leneen lu mu wax aussi mooy li ñuy wax ne confiance bi dafa rompron entre Demba War Sall ak Lat Joor. waa xam nga loolu sama benn professeur bu ñuy wax Mamadou Diouf bu nekk tey ci Columbia University dafa bind benn article tuddee ko Lat Joor Demba War trahison ou conflit d'intérêt mais ñoom dañoo bokk lépp te Demba War jàppale Lat Joor ci lu baree bari ndax dafa wax ni. Kajoor dana sant Jóob mbaa mu sant Njóor le bout du fusil kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk dafa jeex waaye kenn ku ci nekk ngor nga demee ba mu jeex takk muy Lat Joor muy Demba War Lat Joor fal na ko li mu ko war a fal Demba War jàppale na ko li mu ko war a jàppale lépp bëggoon naa ñëw ci deuxième question parce que daf ma rëcc bu fekkee ni yaa xam mën na ci jël si waat parce que deuxième question bi xaw na ma réer tuuti bëggoon naa ci tontu ci trahison bi la woon. il y a pas eu de trahison en réalité amul trahison conflit d'intérêt moo amoon. conflit d'intérêt mooy lan. conflit d'intérêt mooy. kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg taxaw na. ku nekk lan moo nekkoon bëgg-bëggam. seen bëgg-bëgg mooy Demba War bëgg-bëggam mooy xare yi bari na ni ko sama Pape Sangone Sall di waxe xeex bi metti na nit ñi sonn nañ ci xeex bi doyal nañ ci ay xeex.
dafa kan lañ doon xeexal xanaa bokkuñu woon ennemi. tubaab bi lañ doon xeexal mais boobu population yi sonn nañu. ok lan moo tax Demba War changer de fusil d'épaule noonu ba bëgg ñu taire les armes lan moo tax. non il n'a pas changé de fusil d'épaule. il n'a pas changé de fusil d'épaule. moom mosul bëgg xeex bi. non moom dañu xeex bu méttee métti pendant de longues décennies. nit ñi xeex nañ ko. nit ñi dem nañ ba sonn. am na ci ñoo xam ne seen famille daanaka décimé nañ ko jur gi amatuñ lu ñu lekk am na ay famines yu am ñu ni léegi nag il faut que ñu indi la paix. mais Demba War n'a jamais collaboré avec l'ennemi. À ce que je sache il n'a pas collaboré. conflit boobu moom. waaw merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf deuxième question bi yaa xam posé. baax. jërëjëf oustaz nag kontaan naa trop ndax. moom diine ji rek. li may kontaan mooy question bi yaa xam posé man ci laa def sama mémoire de maîtrise. bataille de Guilé. la bataille de Guilé. ci laa def sama mémoire de maîtrise. lu tax nga bind ci. dama cee bind ndax bi may nekk gone sama maam daf ma ko daan nettali mu neex ma trop. ndax la bataille de Guilé a opposé. bataille de Guilé mi ngi opposé le 6 juin 1886 Damel Samba Lawbe à Albouri. kenn ku ne xam na ni après la bataille de Ngënëneen au Jolof dañoo rey Birame Penda Ndiémé Njote mi nga xam ne moo jur Albouri. yaa ngi ma doon sànq danañ ñëw ci Albouri. xam nga Albouri cousin Lat Joor la. Bakar Koddu Bigué. xam nga ni bi ñu reyee Birame Penda Ndiémé Njote dañoo jël Albouri indi ko Kajoor mook Samba Lawbe ñu bokk yaroodoo dañ daan coupé bu ñu ko daan def kenn ku ci nekk da nga yor sa ngarul fetal bi ñuy coupé nag ñoom ñaar ñu dem ba tampali ko ñu xeex ñu àtte leen bi ñu demee ba nekk mag nag Samba Lawbe ni day fekki Albouri am na ñu wax ne Lat Joor dañu da ngeen yóbbu cere ju amul ndawal ndax seen bopp ngeen di fekki ndax li ci Kajoor mooy la fee ca Jolof ndax benn maam ñoo ko bokk Albouri Seynabu Amadou Yàlla saa xewar Faat Amadou Yàlla dem Jolof ñu jox ko Fatimata Nguy mu am ci Seynabu Jóob ñu delloo Seynabu Jóob boole fukki ñu góor ak ñu jigéen jox ko Birame Penda Ndiémé Njote mu am ci Albouri kon ñoo bokk lépp Samba Lawbe Xureja Mbooj Njaag Xureja Mbooj dem bu subaa ko jur mu bokk ak Lat Joor kon ñoom ñëpp a bokk. ñoo bokk lépp finalement ah. c'était les mêmes familles c'était ça les Kajoor les conflits aussi finalement nijaay ak baay ñoo daan xeex boo gisee la bataille de Guy Njulli Samba Lawbe Lat Suksira Jogob moo xeex ak Makodo doomam ñoo ko ñemeeg dee luñ daan xeex ñoom noonu doomam la xeexal la bataille de Njool Baaxoñ Massamba Tako moo xeex ak baayam mais luñ daan jotee. waaw le pouvoir xeex na xaru c'était un enjeu xeex du na pouvoir xaru rek ngay dégg. mais quelle était la place du tubaab bi ndax bi mu fi nekkee ndax boobu aussi moom moo ngi fi di doxal mission bi tubaab bi ñëwul daan nañ ko def waaye bi tubaab bi ñëwee da ko yokk wax nga dëgg bi tubaab bi ñëwee li mu def mooy diviser pour mieux régner day ñëw ci Alaaji Asan daal di signé traité nga xam ne buy dem di xeex ak Pape Djibril Alaaji Asan du ci mën a bokk mais bu reyee Pape Djibril day ñëw daal di signé ak Pape Cheikh attaqué Asan donc noonu def wut allié. wala yasubillah loolu moo indi problème yi mais en tout cas ñu xamal yaa xam ne ko effectivement la bataille de Guilé la bataille de Guilé dafa doon bataille bu doy waar. c'est vrai ah ba léegi yàgg nañu ruube en fait. la bataille de Guilé dafa doy waar ndax de part et d'autre des deux camps ay famille doo nga ci nekk am na ñu jógee fii dem fële am na ñu jógee fële dem fii boo laajee les griots du Kajoor boo leen laajee la bataille de Guilé dañ koy nettali comme une escarmouche comme xeex bu ndaw a ndaw dañ naa la tel guerrier n'est pas parti wala tel guerrier bi mu dem yóbbul fasam boo laajee les griots du Jolof danañ yóbbu combat bi foo xam ni dañ koy jox des envolées donc histoire aussi l'épopée est comme ça. d'accord histoire bi noonu lañ koy léegi man ci li ma comprendre parce que c'est la même question la ñuy poser ñun ñëpp. lan moo tax ñu daan xeex koo ci dégg xaru na xeex na diw xeex na ak baayam loolu sañatoo ko def. pouvoir rek diw moo rey diw dañ la ci daan woy waaye léegi ku ko def ñu tëj la. pouvoir ak honneur ndekete. nit ñi yàgg nañu koo xëccoo. kese honneur ak pouvoir moo tax ñu daan ko def. kese. kenn ku ci nekk am na ñu xeex ak seen nijaay. am na ñu xeex ak seen baay. am na ñu xeex ak seen rakk. c'était l'enjeu du pouvoir. et l'honneur. Majoojo Fall ak Lat Joor. Majoojo dégg ngeen code. moom la jëkk a xeexal. Lat Joor moom la jëkk a xeexal am na ñu wax ni booba sax mi ngi ci lël. moom la jëkk a xeexal dàq Majoojo. mais nee nañ aussi Majoojo tubaab bi moo ko dooleeloon. merci beaucoup ça c'est vrai. c'est le seul Damel d'ailleurs dont l'intronisation a été faite par les blancs. d'accord mais xaru bi nag professeur. waaw xam nga xaru Fati. dans l'histoire traditionnelle dans les épopées xaru
dañuy wax Senghor dafa wax ni le suicide est la dernière exigence de l'honneur dañuy wax ni ma dee sax moo ma gënal lii mais booba comme ni oustaz dana ci ñëw xëy na booba diine dafa taxawul ceddo yi ñoo fi nekk booba ceddo gi metti na trop trop am na ñoo xam ne boo leen naree rey boo leen naree rey ñu xarul seen bopp jéeri joor ndee la dafa sex fetal gi tiire Samba yaay dëbb sukka mi ci dex gi ci Ndar baayam Samba yaay dëbb su ko dañ ko yóbbu Saint-Louis en résidence ñu fekk ko wax ko ni ko dëbb su ko faatu na dëbb su ko ak Ngori Latyr ñoo bokk ndey ak baay bi mu ñëwee ne tubaab bi dama bëgg a dem ndax sama yaay dafa jaale ji sama yaay dafa gaañu damay jaale ji mu ne ko yow xanaa xamoon dañ laa jàpp ci la ko waxee ne ko xaw ma dañ maa jàpp bi nuy julli tisbaar la tàbbi ci dex gi moom lañ naan ku dem Ndar jéggi bàmmeelam loo doon koy laaj tey jigéen di ko laaj loolu mais xam nga man dama lay wax sama sentiment dama lañ naan histoire tamit xam naa ne sentiment bokku ci mais man dama lay gis nga waa ji fi dugg si woon gan googu ñu am muy tubaab bi dama ko wóoluwul ndax xam nga Omar Blondin Diop sax dañ ñu xëy nañu dafa suicidé wu gore te dañ ko tëjoon est-ce que ñun tamit ci mag ñii ñu ñuy wax ne dañu xaru est-ce que amu ci ñoo xamante ni gars yi ñoo doon def seen i pexe et est-ce que aussi à l'époque il n'y avait pas des collabos si il y a eu des collabos mais qui a boo liree dëgg l'histoire de ce pays il y a eu des collaborateurs il y a eu des collabos comme dans les résistances en France amoon na ay ci biir guerre bi amoon na ay collabos mais fii aussi amoon na des collabos bataille dans partout am na fa mais professeur foofu Lat Joor ñoom ñëpp dañ daan gis seeni géwal dañ leen daan wër di leen bàkk loolu aussi mu mel ni lu leen daan tax ñuy gën a am ñuy gën a dëgër ci seen taxawaay parce que ñun ñëpp suñu maam yi buñ leen dee woy ci ay valeur lañ leen di woy c'est ça mais Pape Cheikh li gënoon a metti mais daaw foofu ñu wor li gënoon a metti Cheikh war nañ ci mën a taxawaat jamonoy tey c'est jii très important xam nga li gënoon a metti mooy dugg néegu góor ci yooyu jamono c'était une méthode traditionnelle doo def la honneur ngay wone c'est pourtant dans des conditions particulièrement difficiles nga xam ne anesthésie amul lépp ngor nga koy jaayee bu ñu la jamee bal dañ daan rukkaab xam nga rukkaab mooy lan dañuy jël suuf su tàng jër moom lañ koy faje ak ki Dakar lañ daan faje ay plaie Dakar la ñuy dëb ba mu mokk ba mu nekk ak ñu jël sunguf si di ko ci def wala yu mel noonu moom lañ ko daan faje traditionnel ca doo jooy doo wane benn déshonneur suusalu kaani xeeñ lañ daan xeexee suusalu kaani fas la Amadou Makhoury Dia ko moomoon Amadou Makhoury Dia ak Lat Joor ñoo bokk sa xewar sax na mbay Amadou Makhoury Dia jël Fatma ñu jox ko sëñ Modou Moussa moom ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma gànkal mi ci Touba ni gànkal mi ci Touba waaw Pape Cheikh gis nga dafa mel ni ñun ñi ñëpp ak ñi ñuy seetaan ñoo ngi mesurer immensité liggéey bi gis nga sax daanaka boo xoolee ba ci travail scientifique bi solo si moo tax xawma histoire générale lay tudd xawma nu muy tudd mais nécessité bu mag la ngir ñu am ci le cœur net ci yu bari parce que loolu dina dimbali ñëpp ndax tey gis nga débat bi sax dafa soulever waat yeneen débat waaw dafa soulever et c'est ça qui est intéressant mais solo si mooy foog ñu xam foog ñu réconcilier wu ak suñu histoire boobu parce que dinañu permettre ñu def un bond bu am solo gis nga Pape Djibril réew yi nga xam ne ñoo raw ci àddina ñoo téye seen histoire en 1945 le Japon n'existait plus sur la carte du monde la bombe du 6 et la bombe du 9 sama prof histo-géo terminal daf ma daan wax naan si la bombe du 6 août est d'une nécessité militaire celle du 9 ne se justifie pas parce que booba Japon tëdd na ba pare mais dañ ko doggali Hiroshima et Nagasaki mais 23 ans après ils ont lancé le premier TGV organisé les premiers Jeux olympiques li leen ko may mooy l'esprit zen tey boo demee Japon li ngay dégg ñu naan Kawasaki Mitsubishi ay turi nit la Toyota ay tur la mais c'est des familles mais professeur foofu bëggoon naa xam naa ñu baax la ñu nag tey jii boo jëlee ñoom Honda tey jii boo jëlee Hiroshima Nagasaki Alaaji Honda yaa baax man nga jël débarquement bi fële ci France nga jël yeneen barab yu symbolique yooyu mais tey di nga gis xale bu màgg ci réew mi ba am 50 ans wala 60 ans mosul dem Camp Thiaroye c'est vrai hein
loolu nag c'est une réconciliation avec nos lieux de mémoire. Parce que dañuy wax ni on ne peut pas vivre avec une mémoire d'emprunt. mais lieu de mémoire boobu ñun ba ci les chefs d'État man dama koy wax ba sonn damay wax ne su ma doon président Macky Sall wala président yi fi jiitu am na discours yu mémorable yoo xam depuis Gorée nga koy defee. Exactement. Depuis Gorée tu parles au monde entier. Exactement. parce que loolu mooy sa histoire depuis le camp Thiaroye ñaata nit la ñu fa tëral rey leen te defuñu dara au contraire. boo jëlee dëkk yi nga fi tudd ne léegi ne xeex nañ fa ak tubaab ba mais dëkk yooyu daanaka mosoo leen a gis ci télévision bi. Exactement. xamuñu sax tur yi. Exactement. comment est-ce qu'on en est arrivé là. boo xoolee ma ba ci bërëb yi sax defaruñ ko y a rien qui montre que fii symbole la. soo demee doo fa gis loolu dara. boo demee ci sëkk yi dem ci. c'est une négation c'est bu vrai. métti moo fa am. y a rien qui montre que loolu fii xam defee nga nañ fii. dañuy wax ni Europe boo demee tey en Europe feebu bu ne wutal nañ ko benn symbole boo xam ni dañuy ñëw di ko màggal. tey rafetoon na du soldat inconnu. suñu université yi suñu école yi di dem en pèlerinage dem tey ji somb fa Maba Jaxu tëdd dem tey ji déqale foofu dafa am dem tey ji Loro bëri ñax. fenn fu ci nekk boo demee ñu def ko noo xam ni yow di nga fa sawar a dem ca tey ji boo xoolee bu baax Pape Djibril États-Unis fi ñu rayee yenn héros yi boo demee tey ji mais c'est des lieux de pèlerinage c'est des lieux yoo xam ne tey dañ fay dem tey suñu élèves yi rafet na tey yenn sortie pédagogique yi nga yóbbu leen tey ci yenn sites yi man par exemple doguma la mais boo jëlee par exemple ceytu waaw bi Cheikh Anta Diop tëdd mais man à ma souvenance gisaguma un président de la République du Sénégal bu fa dem gisaguma ko finalement lan moo ñu dal en réalité li Gelwaar doon wax lu dal suñu askan. oui non Mamadou Ndiaye damay ñëw rek appuyer ci li nga wax. tooñ. léegi noonu démb ba est-ce que professeur nekk fi ba tey tamit ba tere ñoo def loolu yëpp est-ce que noonu démb ba changé wul visage changé jëfin ak waxin ndax am na ci loo xam boo ci muccee rek mën a affirmer wu affirmation de soi boobu lan moo tere ñu dem ci loolu ndand bi nga fi tudd léegi ak patrimoine immatériel bi nga fa tudd ni mu amee solo te ndand daanaka li may tooñ sama mbokk waa ndand yi di leen wax ne leen daanaka dafa mujj rek nekk barab boo xamante ni daanaka yem nay barab yëpp te yemul ak barab yëpp loolu dama koy lancer parce que falaa juddoo falaa dëkk doo ko dem Kébémer mais ndand dafa nekk dëkk boo xam ni symbole ya fa nekk dafa bari la fa nekk ci lieu de mémoire dafa bari la fa nekk ci patrimoine immatériel dafa bari Kalom googu ngay wax le dépositaire transmetteur de l'histoire du Kalom moo doon góor gi Waly Sène Samba Lawbe bi mu am presque téeméeri at ànd naag les étudiants de l'université de Dakar département lettres modernes section littérature orale ànd na ma ak ñoom dem góor gi di ñu nettali histoire du Kalom ni papaam góor gi Samba Lawbe Sène moo ko doon nettali histoire bi moom téye nañ ko Louga pendant une semaine ak gouverneur Robin di ko laaj ci histoire du Kalom xamal ko ni ko Kalom ñetti teen la ci àddina yenn yi gis nañ ko yenn yi la kenn gisagul ba nëgëni ca profondeur u teen bi 9 mètres 50 de diamètre ak profondeur boo xam ni kenn mënu la ko nettali muy histoire boo xam ni tey jusqu'à présent boo demee Ndande teen baa nga fa ñi koy nettali ña nga fa mais gëdd bi ñu ko war a jox ak tey ji pèlerinage fa war a am loolu yaakaar naa ni lu rëy rëy la léegi tey jii boo jëlee Pape Cheikh ak sa permission tey jii boo jëlee pour genre quoi boo jëlee réew mi bañkat yi fi nekkoon ak ni mu tasaaroo woon ci réew mi loolu tamit problème la ci récit bi mooy dañ lay tuddal ay ñaari ruq ñetti ruq alors que xamuñu ne réew mi ni mu demee woon ba ci turu Sénégal fi mu jóge parce que histoire ak géographie rek moo ñu mën a permettre ñu mouvoir dans le temps et dans l'espace mooy lay permettre aussi nga maîtriser li Cheikh Hamidou Kane tudde woon la culture de l'altérité exact mooy boo may dajee keneen ban proposition la ban contre proposition la très important mooy crise identitaire bi nga xamante ni moom la fa doon jooy te je pense que lam doon jooy màgg na fi mu ne ba doon kuy léegi bu man dem naa fële ci bu yàggul dara ci Casamance ma dem fële Cap Skirring
daje faak ay tubaab yoo xamante ni dañoo ñëw ngir def film ci Aline Sitoé Diatta ay tubaab yu ñëw def film ci Aline Sitoé Diatta ci Kabrousse loolu nu mu mën a demee ba ñun yitteewuñu ko ba ñooñu ñëw di ko yittewoo ci ñun ak tamit ak leneen li mooy ndax mën nga ñoo waxal kooku moom it bañ li tax mu bañoon ak moom mooy kan ak ci ban âge la bañee. moom dafay exemple bu mag a mag Aline Sitoé fii ci Ndakaaru la ñëw di liggéey mbindaan mais am lu koy wax ni ko moom dafa war a dellu place am du fii ñëw na Ziguinchor loolu di ko wax ni ko sa place du fii moom Kabrousse la dëkk Kabrousse boo demee Kabrousse jógee Cap Skirring gi nga wax booy dugg ci dëkk bi yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax Mosor boo jógee Mosor yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax Kajukaay boo jógee Kajukaay yaa ngi jëm dëkk bu quartier bu ñuy wax Ñaalu Aline Sitoé Ñaalu la nekkoon boo demee teen ba nga xam ni fa la daan roote ma nga fa ba ndëri doomam ji nga xam ne moo nekkoon Gambie moom dong la bàyyi muy Seynabou bi mu gaañoo yàggul moo doon doomi Aline Sitoé mu doon koo xam ne dafa bañ ba mu jeex mais histoire am ngor bu rëy nekk ci ndax jour bi nga xam ne ci lañ koy jël di ko yóbbu lu bari lañ rey dañ ko exilé biñ koy yóbbu rey nañ lu bare bari wujjam Seynabou bu mu génnee lañ ko dóor bal jëkkëram mi ngi tudd Aliou Guèye dem naa ba ca dëkk ba dem naa ba ci ay sënam toog waxtaan ak ñoom Pape Djibril foofu liggéey bu rëy am na fa Bruno Diatta woo juróom bu jigéen fa la dëkk Ablaye Balde woo juróom bu jigéen fa la dëkk Kabrousse am histoire bu rëy rëy le sacrifice du bœuf noir mooy Aline Sitoé lu tax mu bañ moom bañ bi moo doon impôt bi nga xam ne moom la tubaab bi imposé woon ñuy fay impôt da ko bañoon gerte gi nga xam dañ leen ko bëggoon a imposé daf ko bañ ceeb bi nga xam dañ ko bëggoon a jël di ko yóbbu daf ko bañ dafa yàgg a bañ Aline Sitoé ci ban âge ay 17 ans la am wala 18 ans ma nga tëdd tey ca Tombouctou waaye foofu aussi lu rëy dafa am président Abdou Diouf dafa d'accordoon pour ñu jël indi les restes de Aline Sitoé bi ñu ko waxee jëkkëram dañu loolu du am moom moo opposé wu ñu ne ko lu tax mu ni Aline bi mu fiy jógee dafa am ñeneen ñu mu fi jógee ndool Joolaa moo gore kon du moom rek moom lañ exilé du moom rek ñeneen yóbbu nañ leen am na ñoo xam ni Ziguinchor ci baañ ba fa lañ dee am na ñoo xam ni egg nañu am na ñoo xam ne dañoo dee ci Aline Sitoé am na ñu wax ni et loolu ba léegi ñu ngi koy topp am na ñu wax ni bi muy dem dafa ëmb jàmbaar la woon de kon am na ñu wax ni dafa ëmb bi muy dem Aliou Guèye nee na bu ñu ko delloosee ca ñam àndaloon delloosiwuñ leen loolu du ngor day ñaaw c'est comme Albouri Albouri bi muy génn Amadou Cheikhou la fekki waaye ba mu demee takk na soxna boo xam ne mi ngi ko takk dans l'ethnie Zarma amoon na fii ci université Dakar benn femme bu ñu doon wax Fatoumata Munkayla teesam Liliane Kesselout moo ko encadré nekkoon na ministre famille boobu Albouri takk na ca soxna am na ca doom ñuy wax Ceekure Ndiaye. Zarma ñoom ay lan lañu. Zarma yi ay peuple kii la ethnie la comme séeréer comme Joola. d'accord. takk na fa soxna. Fatick ci Aline Sitoé. Salimata Sidibé. waaw Aline Sitoé man su ma déggee li muy wax peut-être moo gënoon a nekk moo gënoon féete ndaw ndata yàlla. mais bañ gi mu doon bañ foofu la itam la ndata yàlla doon bañ waalo. man dama bëggoon professeur Lamane Mbaye nga dellusiwaat ci taxawaayu ndata yàlla quand même parce que dañ koy dégg déjà nit ñi sax parfois bu ne dama bëgg tur bu neex. tur boo xam ne da ngay sentir ne Sénégal ñu ne la pourquoi pas njëmbat pourquoi pas ndata yàlla c'est des noms traditionnels authentiques exactement c'est des noms traditionnels authentiques mais taxawaayam ci digganteem ak Faidherbe foofu bëggoon nañ ñu ñëwaat fii bala ñuy ñëw ci Sidia xam nga moom déjà dafa nekkoon koo xam ni rassemblement koo xam ni nitu jàmm koo xam ni nitu paix ndax Faidherbe xam nga dem na bay làkk wolof am na ñoo xam ni Faidherbe njaay lañ daan wax donc déggoon na wolof moom duggante woon naa moom duggante goo xam ni lu ci bari sur la pacification des rives foofu moom moo ko indi donc joué na rôle boo xam ni yaakaar naa ni rôle góor la joué sax far li naan moom cëru góor la yor joué na rôle boo xam ni dans l'histoire véritable du nord du Sénégal surtout dans cette période du Waalo la mu fa joué par rapport à Faidherbe et par rapport à la colonisation yaakaar naa amul kenn ku ko def ñu ñëwaat rek ba tey ci dellusiwaat ci Aline Sitoé Pape Djibril mi ngi koy tudd sànq ci jomam ci ngoram ci fullaam mais sama laaj bu njëkk boobu moom mooy dellusiwaat professeur Lamane Mbaye Pape Djibril mi ngi koy brosé sànq tey bu ñu demee ba man ma gis ku tudd Lorenzo nekk tubaab
xam histoire du Sénégal. day taxaw di tagg mi ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy suivre ah. di tagg di wax mu te pare ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk du ñëpp am na ñuy topp gëstu bi mais ñun ñu bëri ci ñi tey buñ nee la jengi foo bokk amaana sax doo ko mën a waxal sa bopp. alors que boo remonté woon ba dem di nga gis sa maam yoo xam ne tey taxawaay bi ñu doon taxaw tey buñ la ko waxee da nga naan jomb naa def lii ndax di woy sama maam. xam nga Fatou wax nga dëgg Lorenzo woo na ma téléphone man mii moom généalogie lay def waaye dañuy wax ne ku la jàngal ku dul sa baay am lu mu la nëbb am na histoire bu muy nettali waaye am na fu mu yem Pape Djibril mii ay maam ñu nga dëkk Pire sañu xóor Xaali Amar mi ngi bàyyi ko ci Mandesit pour wan la ni la am na ci loo xam ni ñoom buñ ñëwoon tey ji buñ ko laajtewul wala ñu dugg ci biir duñ ko xam mën nañoo xam rek les connaissances superficielles de base. Déthié Fu Ndiogou doom yi mag yi mu am mooy Jëleen Yaseer mooy Ndaat mooy Mandesit mooy Pire mooy Amari Ngoone Sobel mi nekk premier damel Mandesit dafa gàddaay dem Fuuta bi mu demee Waalo dafa jël kuli am ci paate kuli dem Fuuta jël jéggi ba am ci amaat jéggi wolof yi mënuñoo amaat ñu ne amar mooy Xaali Amar Fall moo sanc Pire mi ngi jógee ci firi exégèse du Coran firi alxuraan moo jëkk am njàkk ci Sénégal 1611 ku daan dem danga naa maa nga dem ci Pirima ca mbaar ma di Pire. sañu xóor mi ngi jóge ci xuur comme moom c'est un prince Xaali Omar Fall nu mu def ba jàng alxuraan moom ndax sëriñ bu ñuy wax Boubacar Kane moo ko jàngal alxuraan ca Dimat sëriñ Boubacar Kane moo ko jàngal alxuraan ca Dimat Elimane Boubacar bi mu ko jàngalee ba nuppi dañu ko damaa bëgg a topp nag samay maam damaa bëgg a topp nag fa ma jóge mu dajale dëkk bépp ne leen lu ngeen ci xam ki man ci daara ji kat mu ngi dem ñu ne ko da nga koy may jabar mu may ko Astakan mu am ci Mamour Astakan ak Fatoumata Astakan mayat ko Aari Loom mu am ci Ceejaate Haadi ak Demba Haadi mooy tey jii Pire gi ngay dégg nii école Pire ba ak histoire université école bi dañ daan jàngale fi tey boo demee dans le Fouta il y a plus d'une dizaine d'almaami yoo xam ne ñëpp fii lañ jàng la révolution Torodo de 1776 ak Thierno Souleymane Baal Pire lañ ko préparé muy Mbàkke muy si ñu ci bare bari Pire lañ génne mook Cheikh Abdou Khadir Kane merci beaucoup université bëri Pire la ñu génne donc mu nekk école boo xam ni c'est une école extraordinaire ni maam Mor Anta Sali yore woon daara moom itam ni Njaarnde nekkee woon un centre loolu ni Longoor ak sëñ Babacar Mbaye Longoor nekkoon un centre ni Kokki nekkee woon un centre Fass Touré ak sëñ Hadi loolu nekk Sénégal dafa am ay jàmbaar ab Djibril dafa am ay jàmbaar yoo xam ne histoire bi il faut que ñu koy nettali pour nit ñi xam lan lañ am parce que li ñu am yombul oustaz xam na ko wax naa la sànq ni la bu dee jom Birima rek doy na jom Gaynde Fatma boo ko masaan a bëgg lu ko neex rek da nga koy tuddal Birima ndax góor gi Assane Maroxeye nee na mas naa ko wax ni ko Mbàkke sa wajur bu baaxoo day baaxi rakk rek nga am mu ne ko lu tax mu ne ko Birima Fatma Cubb sa maam moo jëkk a dàq damel tey à l'âge de 18 ans ndax dafa joteeg ci Yaasin Jeng doomi Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ñu jàppante ñoom ñaar amari ci Yaasin Jeng mook Albouri la ñu waxoon ni c'était les plus grands géants des rois d'Afrique Albouri bu daan génn Vincent Montaigne nee na les gris-gris d'Albouri faisaient la charge d'un chameau Albouri bu daan génn gàllaaj ji dañ koy téye dañ daan teggi toiture néeg ca kaw nga koy xool ci Yaasin Jeng bi ñu jàppee Birima bi ñu jàppantee ñoom ñaar bi ñu dindee loxo bi der yi da koo topp baayam Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ne ko seen lubu kër cee Ndeela gi da ngeen ko war a téye mu ne ko tey laa koy mujj a dégg ku am kër ndey am nga kër baay daal di gàddaay bi mu gàddaayee loolu moo indi la bataille de Ndiob bi ñu toogee ba war a daje Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ànd ak ci Yaasin ni dañ koy fekki ci bu mu nguraan maawo mi nga xam ni moo jur Birima am na juróom-ñeent fukki taaw waxuma juróom-ñeent fukki doom de juróom-ñeent fukki taaw nu mu demee noonu bari soxna bonne question pap bi ñu nee suba la ñuy xare dañoo xas mooy waat la veille guerrière dañuy waat kenn ku ci nekk da ngay jël lance ni bu ëllëgee ma def nangam daal di xaas bi kenn ku nekk yëkkatee
juróom-ñeent fukki taaw yooyu dañoo yëkkati ni ca Yaasin jox nga ñu ndomba tànk waaye Birima ñoo bokk bàyyi duñu ko war loolu mooy la fratrie loolu mooy la force bi nga xam ne amoon na tam ci ay doomi baay kenn ku ci nekk da ngaa wiccax ni ko damay fekk sama doomi baay dañoo dox ba egg si njob bi ñu egsee Birima dee lii la mu doon ñu ne ko faal leen rek lañ lay ñaan bala ngaa war ñun ñëpp nañ jeex dañoo xëy di xeex ba tàkkusaan bu mu ngoraan maawo mi nga xam ne moo jur Birima mi ngi ànd ak Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ca doomam dàq leen góor gi di bàkku Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ànd ak baayu ki leen dàq naan maa ko baaxi taaw taaw yëpp ñu jam leen naan maa ko baaxi taaw ca Yaasin Jeng ma nga ñu sëf ci gëlëm gële ca Kumba Kayre ma nga ñu sëf ci gëlëm gëre Lat Kayre may jokkil sama mbëru Njaay basinu wala jooju ma nga ñu sëf ci gëlëm gële xam nga di ko wax ak koo xam ni doomu ma la dàq bu mu ngoraan maawo si di yëngu mu ne ko faal jàmbaar nga de waaye nan jaabal sunu bijjaaw bii ak gone gu ndaw giiru dàq ca xam nga gonu fu nuy yendu nan jaabal mu ne ko génne naa la ma nga dee xataal yi force bi jom jooju amoon ngor gi ñu amoon moo tax góor gi Samba Jabar yàlla na suuf fooyef ci kawam nee na gaynde ëpp ci rab yi waaye moo ci ëpp jom bi sëriñ si ñëwee dañ cee jël sëñ Modou Moussa dañ ko jox Fatma moom ci gaynde Fatma saa xewar soxna may murum saa xewar Fatma ma kuli kodd goy ndaw wégéej kenn ku ci nekk sëriñ Basiru ak gaynde Fatma ñoo bokk néegum ndey boo demee Tiwaawan wax naa la ko sànq ci soxna astukan muy sëriñ Cheikh muy ñoo ñëpp boo jëlee histoire Jolof jël maam Safietu Ñang ñëw ci maam Ngay Ñang mi jur Safietu ñëw ci maam Alaaji Abdou Dabax ak ci xalif général sëriñ Mbay Si Mansour bataille de Paoskoto bi ñuy wax boo demee tey jii Ñaseen Baba Lamine soxna Astu Saar mi ko jur Yaasin Janga ko jur dëkkoon mosu bur dégg ngeen kodd muy njiñeen Paoskoto mooy Paate Badiane waaw lu ko xew foofu Paoskoto Maba Jaxoo ko xeex ak Buur Siin xam nga Buur Siin nag ñaar dafa am Buur Siin commande de fen Famaak ak Buur Siin commande de fen Fandeeb Fandeeb moo seedeel Sëñ Touba moo ni je parie mon sang mon manteau ainsi que les terres du Sine que dans la maison d'Ahmadou Bamba vous trouverez son chapelet sa bouilloire et sa pot de prière teg naa sama deret sama manteau ak suufu Sine ñu kër Sëñ Touba boo demee da nga fa fekk der ak satala course mooy màggal googu nga dégg ñu di ko def macha allah yaakaar naa Baye am na solo parce que professeur li muy def Seydina Aboubacar radiallahu anhu lii la doon defal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lii sunna la ñu tuddee woon que ilmul ansab maanaam xam-xam bi nga xamante ni si la ñuy waxee askan wi parce que ku xam xeetu arab xam ne xeet la ba nga xamante ni bu fonk askan lañ ndax ku si nekk da nga daan jóg naan diwooy sama maam diwooy sama maam diwooy sama maam ku si nekk lu sa maam doon def si lu baax ñeme guerre wala mu doon wax si lu baax nga fexe ba jom jooju ak ngor googu nekk si yow moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi l'islam ñëwee si moom dafa ne xiyaarukum fil jaahiliyya xiyaarukum fil islam mooy li Pape Cheikh wax dafa ne ñi nga xamante ni dañu amoon ngor am jom am fulla am fayda am dignité personnalité bu ñu tuub ni ñu amee li ñu àndal si valeur bu ñu tuubee dëkk doon ay jullit ñoom la seen ngëm di gën a dëgër te loolu dafa nekk la nga xamante ni toujours mooy li ñu doon wax bii ak bii dafa nekk ya nga xamante ni faaw dañuy ànd yaa ngi tudd léegi ku mel ni Vincent Monteil l'historien xam nga bi mu ñëwee Afrique nekk Mali dafa bindoon benn livre tudde que l'islam noir l'islam noir Amadou Hampâté Bâ tontu ko ne que l'islam n'a pas de couleur couleuru ndox la yor ndab loo ko def rek couleur boobu lay jël mu reprendre livre tudde ko l'islam en Afrique noire mais dafa def ay seede ya nga xamante ni si ñu mu fekkoon foofu si ay pël si juróomi ponki l'islam mu ne boo jëlee ñu ne la juróomi ponki l'islam da ngay seede ne yàlla kenn la yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni mu ne loolu la xale yi fawee ak mag ñi ndax ku rek li ñuy fay mooy bu dara xew rek ñu ne laa ilaha illallah mu ne te loolu dafa nekk la nga xamante ni ñoom ñëpp dañ ko miin kon l'islam mu ngi si ñoom mu ne beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di azaka mu ne ña ma fa fekk dañu solidaire ndax am na ña nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw mais toujours dañuy dimbalante kii yakkal kii yakkal kii kon loolu xeetu sarax la xeetu azaka la si waxin beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di koor mu ne xale yi de bu ñu jógee li nga moom mooy fajar dem sàmmi ji mën nañ ñëwaat ba ngoon du ñu lekk dara kon ñooñu koor daanaka l'islam daf leen si fekk beneen bi itam boo ñëwee si li nga xamante moom moo di aj màkka mu ne ka nga xamante ni day toog ñaari weer ñetti weer di màngaani
di dem dëkk ak dëkk kon kooku dem fi nga xamante ni moom moo di Makka jafew ko ndax boobu jamono boobu dañuy dox mais beneen bi li si ëpp importance julli fajar mu ne africain wala pël yooyu nga xam ne dañuy duggoon si l'islam ñëw bi l'islam laa ñëw si ñoom dafa fekk si ñoom fajar mooy càppantati comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp dañuy jóg dem si gétt gi génn jur gi ratt li ñu war a ratt bu ñu paree ànd dem sàmmi kon l'islam dafa fekk valeur yooyu waaye bi mu ñëwee moo tax toujours li ñuy wax mu nekk xeet wa nga xamante ni muy xeetu der bu ñuul toujours seen ngor ak seen jom ak seen fulla bu ko l'islam si ay jikkoom yu rafet lamboo rek kenn dabu leen si l'islam foofu aussi oustaz te loolu xam naa ne di nga ko mën a xóotal bu baax muy maam Seydina Limamou xam nga wax naa ko ci émission ba tàyyi diggante bi nga xamee ni Ngédiaga 3 jours yam fa def waaye xam nga ni keroog bi nga gaal gi bi ñu koy déporté gaal gi ñëw ba Gorée toj nga xam ne dugal nañ ko foo xam ne laabe bi wax nañ leen kii bu ngeen ko génnewul dëkk bi boo moytul sens dessus lay génne lañ ko fa def ci ay fan ak keroog ba muy ñibbisi ak waa Gorée ni ñu tëddee ak ñi doon jooy ci gan nga xam ne ma ngi fay jóge waaye leneen loo xam ne aussi am na importance trop ci bis bu nekk chercheurs yi di ko wax mooy égalité sociale bi mu indi ñëw daani laahi waxatul sant kenn xeebatul nit kenn joxatul juddu loolu lépp mu dindi ko loolu aussi defe naa modèle d'organisation la boo xam ne jar na rafetal aussi waaw modèle d'organisation la ba nga xamante ni toujours day wane pas-pas ak ngor gi nga xamante ni moo nekkoon si mag ñi parce que Pape Djibril junj na ko léegi il faut jeunesse bi xam ne ñi ñu fiy tudd ñëpp comme ay héros il faut ñu xam ne âge bi ñu amoon du ay 70 ans du ay 80 ans mais ay 20 ans ay 25 ans ay 30 ans si la ñuy def ay jaloore ya nga xamante ni si lañ seen ay nawle yëpp moom lañ leen nawee woon si la leen joxee gëdd waaye itam si la leen joxee seen personnalité donc li ma bëgg a wax foofu mooy du question boo déggee ñu ne la Mapou Diakhaba wala Cheikhul Khadim radiallahu anhu wala jot nga ne nga defe ne paa la woon déedéet jeune la woon tudd nañ fi léegi ki nga xamante Aline Sitoé Diatta 17 ans 18 ans 19 ans mu bàyyi fi la nga xamante ni wayu rafet la kon jeunesse bi li leen war mooy ñu xamante ne l'islam ak ngor ak diine dafa nekk la nga xamante ni dañuy ànd li ñu ànd woon démb tey ba gannaaw suba insha allah exactement professeur Lamane Mbaye li waxtaanal tey ci guddi waxtaan wi neex lool ngeen ànd ceeg ñun ci télévision Futur Média guddi gu jot ak couleuru quartier général loolu mooy particularité émission bi et c'est exceptionnel du ñu jóg ci di rafetlu taxawaayu sunu borom xam-xam yi mënul ñàkk nag ma fàttaliwaat leen ko bokk na ci ndimbal yi ñuy séddale gaaw leen ngeen dugg lu waxtaan wi neex bu ngeen wootee ñu jox leen ci ay enveloppe yoo xam ne ni bu ci nekk def na 20 junni yor nañu fii it ay dund suukar ceeb diwlin sobleeg pombiteer dañuy joxe ay masque ak ay gel joxe ay visières yi nag ñoo ngi ko jëlee fondation Youssou Ndour yëpp ñu fas yéene leen ko jagleel ci période bi la nga xam ne ni période de solidarité la restez chez vous nous on s'occupe du reste yàgg ngeen dégg ñu koy wax te gën feeñ ci période bi la nga xam ne ni couvre-feu la et que toog di seetaan émission bi ñu lay jox yi la gënal ci télé bi loolu dafa am solo man daak laa bëgg mu demaat ak ñun ci yi mu ñuy bégalee bu ko defee bu noppee rek ñu jël ay téléspectateurs doog a àggali waxtaan bi ak professeur Lamane Mbaye donc mën ngeen a daas fanaanal ak numéro téléphone yi 88 628 72 86 ku dugg léegi am 88 628 65 65 ku dugg itam ñu jox la wala 88 628 99 80 ku dugg ñu jox la sa ndimbal wala ci 88 628 76 76 kon yaaram ñu bàyyi la nga bëggal ñu tuuti ñu doog a tàmbali jël téléspectateurs yi benn par benn mën leen a teral ci ndimbal yi ñuy séddale ci période bi le wal kitaabul si laa rayba fii hudan li kulli man yattaqi naaran bi taati wal kitaabul si laa rayba fii hudan li kulli man yattaqi naaran bi taati والكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته بتوبة وبإسلام إلى مالك قد جاد بالمستوى كنز البريات ومن يلازم في دنياه جاد له يوم القيامة